bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe xarit yi ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média bànneex la ci ñun saa su ne bu nu xamee ne rek yéen a ngi jàkkaarloog ñun njaayeen yi ñu ngi ci boolu ceeb bi macha allah njóobeen yi di liggéey ñeneen ñi tam ku ci ne bàyyi ñu xel ñu ngi leen di nuyu sunu PDG bu baax a baax mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel yal na yàlla dolli ci kër gi jàmm dolli ko ci yeneen barab yi nga xam ne itam macha allah danoo bokk ak ñoom liggéey ziar nañu kilifa diine yi kilifa aada yi toftal ci xalifa généraux yi boole ci cofeel guddul jeex macha allah di leen ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér yal na yàlla defal leen ko defal nu ko ñu dugg itam ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi massalu coono malade yi fa nekk yàllaay tege nattu macha allah yal na yàlla yombal lépp ba ngeen gaaw jóge ca bërëb yooyu ñi nga xam ne itam ñooy acteur nekk ci wàllu santé yal na yàlla sàmmal ñu leen ndax jamonoy mbas la ñu ne te njaayee ni foog nañ ne mbas mi dafay jóge waaye déedéet tey la gën a sant njaay kon nanu góorgóorlu bu baax a baax respecter mesure ak geste barrières yi rek bu ko defee incha allah jàngoro bi dina fi jóge yal na ko yàlla def jotaay boo gis jotaayu sant yàlla la waaye jotaay la itam pour ñu fàttaliku sunu wayjur yu baax yi macha allah yàlla teel leen a jël ñu ngee ñaan yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe yàlla nu yàlla taas itam ci barke mag ñu baax ñi 88 la 628 22 22 88 628 04 05 ngeen mën a bokk ci émission wareef xam ngeen ne maire yee xew ñoom la ñuy waxtaanee lan mooy seen rôle seen ay dugg-dugg ak génn te nag li ma leen di wax mooy gis nañ ne maire bu fi ñëw wax naa ko démb ak li mu mënee maire bu fi ñëw ak ay yëngu-yëngo maire bu fi ñëw ak portefeuille am ndekete yow Mamy Linguère laataay nekk maire faw da ngay am portefeuille bu diis boo xam ne dana tax boo waxee nu déglu la. xam naa ne waa Taïba Ndiaye li wóor ba wóor. assuré nañ ndax fu assureur yor. macha allah foofu ñàkkul assurance. boo la ceet xam nga mag fu mu làqu ba jëmb Daqaaram naan dafa yomb fu mag yàgg dara nga fa. wax naa la bu ma la amul woon télécharge la. doo day diis connexion bay tëb. aywa tey nag damay yaru ndax sama waajur dafay toog tey damay yaru tey daal ne dem kon ñu ñëw rek door nañ daan dooreeti daan ne jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag nen son Mandela tëb amiin ya rabbi ziar mbooleem kilifa diine kilifa aaday ñaanal sunu maam sunu soppe maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yen bi woyof lool ci kawam Baye Abdoulaye Thiaw laay yàgg fi lool te wér li ko waral mooy ñoom ñooy kennu mbaar mi ndax ñoom ñoo nekk yor jàmmi réew mi bu ñuy nelaw ña nga ca dar ba te lool jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi réew mi yaatuwul ñu ko dëkkee bariwul waaye jàmm rek la ñu fiy ñaan ndax mooy suñu mbokk waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay dëggeen mu dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono ji ñu toog di wax képp koo xam ne da ngaa nekk ci naqar wala ci tiis fa nga nekk fekk nañ la fa bokk ak yow naqar boobu ak tiis boobu di la masawu yàlla gaaw ko fa jëlee ku nekk ci bànneex yàlla na fa gën a saawan baawaan demaat ba Thiès rek jaale waat sama frère boobu génn àdduna ñu koy wax Baara Diop di ko jaale yaayam yaay Khady Fall ak njaboot ga yëpp njabootu Amadou Fati Ouma gépp ñi ngi leen koy jaale waaye di ko jaale njabootu saa xewar Fatma gépp Baara yàlla na la yàlla yërëm te yeexeñu te teg loxo ci njaboot gi nga fi bàyyi ndax ay tuut tànk yu ndaw a ndaw lañ macha allah dugg nag tey Taïba Ndiaye wax dëgg yàlla am daal di ziar suñu waajur bi fi toog papa ale loo daan ko dégg boobu ba naga ni ci suñu waajur Amadou Batoor Diop lañ ko daan déggee di ko jox wàccu waayam bu wér a wér a wér di nuyu nag waa Fandène gépp ndaxte Fandène itam dafa bokk ci fi suñu maam nekkoon chef de canton kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dëgg la noonu la ñuy nuyoo waa Thiès nuyoo ko waa Tivaouane mënoon nañoo xuus rek di dem nuyoo bi di jeex waaye nag ma jox Ndoye Bane rek macha allah mu dal ak jàmm. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar. tubaab dem na France barke Rasulaay. tey doyen moo tax du ma la wax lu bare. tubaab daal dem na France. pourtant nag bu wàccee France xam naa yow yaa ngi ca gaar ba di ko xaar de jege ngeen de. soo jaajëf ñu ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañokor yëpp sunu xalifa ba sëriñ Massou Cissé ak sëriñ Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak sëñ Sidi Mbacke ak Baye Bardo Dieng ñu ngi leen di ziar ak monsieur le maire Serigne Boub ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu population bi yëpp ak notable yi di dalal jàmm monsieur le maire président Alilo maire de Taïba Ndiaye di ko wax dalal ak jàmm rek fas yéene waxtaane la nga xam ne moo am ca Mboro ak maire yi baak yooyu yëpp ni muy doxee bëgg naa nag tey nga jëkk maa bàyyi question bi ndax dama ginnaaw sa goro fi ne dama am fu ma bëgg a ruubee sa goro ubbeeku da nga bëgg am foo ko ruubee waaw nu may la ko daal waaw waaye bàyyi ma ni ko bisimila ne ko bisimila bu ma neexee ne ko élage bu ñu neexee ne ko monsieur moom ñaar yëpp dina ko wuyu bu ñu neexee ne ko ani waa assemblée salaamaaleykum Lo
bisimilah aleykum salaam bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñaanal suñu way jur nuyu kilifa diine yi fa tabarakallah sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes sëriñ Moustapha Mbacké sëriñ Murtada Mbacké xalifa général des Mourides ak kilifa diine yëpp nag di leen nuyu yéen ñu nu dalal jaal tàmbale ko ci borom kër gi le président Youssou Ndour nuyu suma mbokk Kajoor Ndoye Bane Mami ak Eva di sawar lool ñëw wuyu si comme ni ko suma naataangoo maire yi ñëwee ci émission bu am solo bi di wareef. jërëjëf monsieur le maire naka waa Taïba Ndiaye. waa Taïba Ndiaye ñu ngi fa fa tabarakallah ñu ngi ci jàmm ñu ngi jàmm alhamdulilah. tey boo nu doon li may wax rek saa su ne ku dikk ma ni nañu jaay goxam boo nu doon jaay Taïba Ndiaye lan ngay wax. waaw Taïba Ndiaye dafa nekk ci diggante Tivaouane ak Mboro. fukki kilomètre Tivaouane fukki kilomètre Mboro. war na mat fanweeri junni nit 30 000 habitants tey ñoo fa dëkk. nekk communauté rurale depuis 1972. yàlla def na nag son papa moo jëkkoon nekk président communauté rurale bi. mun naa ni lii ma yor tey ci mag ñi lañ ko jëlee. ndax ñoo ñëw fekk si ma Ndakaaru en 1990 ni daal dañu bëgg ñëw nga jàpp dugg ci politique bi. fekk man booba politique bi sax sawaruma ci woon. bi ma nekkee assurance nag maa ngi leen doon dimbali ndax bu ñu daan jaay carte sax maa leen di fayal seen i carte bu ñu daan fay impôt maa leen di fayal seen impôt kon nag mën naa ni sama loxo jiitu na laata may dugg jël nekk acteur politique développement daf ma yàgg a ñor ndax association des jeunes pour le développement de Taïba Ndiaye man maa ko jiite woon bi ma nekkee élève ba nekk étudiant macha allah assureur de ku ko dénk dëkk assuré nga dëkk ba. waaw mais nag waru dafa doonu dëkk ba loolu la fàtte wax ci présentation bi. daf ko doon da ko doon parce que. te yëf yi nee nañ du ndono. waaw sunu maam. waaw moo nekkoon président communauté rurale depuis 72. waaw 96 nga nekk maire. waaw déedéet 90. sama papa bi mu bàyyee sama papa bi mu bàyyee ndax magee dafa dem ba magee nun ñoo ko obligé mu bàyyi bi nu ko bàyyee nag dëkk ba xar ñaar ñi nekk PS ñi nekk PDS di nga dem ci benn kër du mag ak rek duñ tuddante ndax politique rek suñu baay bu baax ba El Hadj Ngalgou Ndiaye dem ci sama papa en 89 ni ko nañ dem seeti Ali waxtaan ak moom ndax moom ba mu fi nekkee dajale woon na ñëpp lii fa xewoon Taïba amu foon xam ngeen Taïba mos na dem sax PDS te lépp booba xëccoo rek moo ko indi woon 90 nag ma jóge national ma ne wax dëgg yàlla sama papa lii ñu ma wax naa dem déglu leen ba xam dinaa ñëw jàppale leen ci pour man dama ñu war a ñëw rek gunge leen waaye xalaatuma woon nekk maire. waaw mais léegi nga nekk fa maire bi 6 mandats. waaw 90 ba léegi. keroog nee nga dinaa leen indil ku toog 6 mandats. waaw wax nga ko de. waaw moom moo kii am na ku ko raw nag kenn ku def 8 mandats. ana mu moom. mooy maire Mbaye ci li yàlla dogal kooku su retraité wul ren maa koy wax demal retraité. ko mu dem retraité dëkkam lay def. yow daal fi ngay commencé ak sa gan. mais père nii. ci mën a wax rek macha allah ba pare sunu maam. waaw moo nekkoon président communauté rurale ba. mu ñëw jël ko. macha allah ba di bañ def dëkk yooyu maire yi. waaw mu nekk maire 6 mandats fi mu nii 7e mandat lay laaj. waaw mais mon père. xanaa amul ku la remplacer dëkk ba. du lu ma laaj sax waaye ba ma ci dugg mag ñee daje woon ñëw jox ma. waaw bi yoon itam bi ma waxee ci ñaari weer ci ginnaaw dama wax ci rajo yi wax leen ni leen maa ngi jëm si mag nag jaadu nañu xalaat jox xale yi. booba li ñuy wax sondage la waaye bu ma ko waxee kenn ku ne samp ndëndam ni bu àlli loo demee day kenn ku nekk ku ma nag ku mënul. ni na damay bëgg. 9 candidats te jóg nañ tàllal loxo foofu de. voilà ma ne nag waa dëkk bi seen bopp ni ma président kat ñun ñoo la dénkoon. bala ngaa jël benn décision da ngay woowaat laaj ñu ba xam ñun doyal nañu am déet waaw man leen loolu wax ngeen dëgg ma dajalewaat leen samedi bi passé mag ñeeg jigéen ñeeg xale yi ak parti yi nga xam ne nag ñoo bokkoon coalition Benno Bokk man leen wax leen ngeen dégg au moins 80% ni ma président ñun doyaluñu dama bëgg nga gunge ñu àggale sumb yi nga xam ne nii sumb nga ko ndax li nga fi def moom kenn du ko werante dañu naan aliloo de mag la waaye bilan moom daañu ci dellusiwaat ci kanam. waaw mais tey jii ay xale nga fa ñu la mën a remplacer ñoo xam ne sa premier adjoint candidat la dégg naa ko ku ñuy wax Assane Ndiaye Mamadou ak Songo Matar Ndiaye. waaw Songo Matar Ndiaye mooy chef de village bi actuellement. waaw moom it léegi dégg naa candidat la am na ku ñu fanaan Mamadou Sarr. am na ku ñu fanaan Assane Ndiaye. waaw ak ñeneen. ak ñeneen waaye ñooñee wax dëgg yàlla lu tax mënoo cee jël benn boy coaché ko. déedéet xam nga loo gis da nga koy waajal
yan bu diisee. da nga koy yan ku ko antan. néew ma ñi antanuñ ko de. waaye expérience bi Aliou am. ak fam jaar bi yegg si fii. wax dëgg yàlla bu ma gisee ku ma ko dàq mbaa ku ni man dinaa ko jox. loolu nag dama ko war a dëkk ba rëyul rëy goo xam ne wax dëgg yàlla. ku mel ni sa premier adjoint bi war na ko mën a. non war na ko mën a yor Assane yàgg nañu mu doon sama collaborateur yow itam nit ku baax. te it waxtaan nag moom dem naa ba gërëm ñu ko Assane boo sañoon ñu waxtaan ñu ànd continuer liggéey bi ñu tàmbale. ndax dégg nga ñuy samp te ñooñu ñëpp wóor na leen yow expérience bi mu am yow mi nga am ko sax ñooñu amuñu ko kon nag ñooñu ñu ànd la ma tontu mën naa ko dégg moom président Macky Sall lay déglu lu président joxoñ rek dina ca ànd kon moom nekk na candidat waaye ñun ñëpp noo ngi déglu Macky Sall. dëgg yaa ngi dégg ma naan la samedi maa ngi dégg nga naan man dem naa ba Taïba Ndiaye. waaw te moom mii yëgu ko. gisewu leen maa ngi leen di bàyyi nopp. yaa ngi bàyyi nopp. waaw mais li ma jaaxal mooy courant 100% maanaam dëkk yëpp am courant. ndox 100%. loolee ñu ma fa dégg lu am la wala lu amul la ak su fekkee lu am la foo jaar. waaye bu amul woon dana ma jaaxal ndax parc bi gën a mag ci ma ba ko mu àggal. man daal jaaxal ma courant 100% moom xanaa yow dong li ci réew bi gën a jafe waxoo ko mooy yoon. amul benn dëkk bu amul yoon tey. tali bi très bien. soit nga am piste. baa nga am goudron. latérite bi dëkk yëpp am nañ ko amul benn dëkk bu am jafe-jafe yoon. waaw te tey lu mat fukki dëkk ak juróom am nañu goudron. te sama xalaat mooy latérite yëpp ñu ñuulal ko ci at yi. Taïba Ndiaye ñaata dëkk la boot. fanweer ak juróom la léegi fan ak juróom ñaar la woon ñaari ñu rattaché ko Tivaouane te ñaari yooyu dem Tivaouane sax noo leen yóbbul ndox ñu wutal leen yoon wutal leen électricité. boo waxee électricité nag moom Ndiaye Kémas. 30 et quelques ñoom ñëpp am courant. ñëpp am courant ñëpp am ndox ñëpp am yoon. loolu monsieur énergie bi mu àndal ñu ngi koy nuyu. waaw bu di nit ku baax moom Ndiaye Kémas. di nekk Sénélec wante jàppale nu bu baax nag ci sama bilan bi ma wax ci électricité. te yemul Taïba rek. arrondissement ba ak département bi ak yeneen région sax liñ ko dénk di xaritu Bitèye directeur général de la Sénélec. moom it président am lu mu ko sas. accès universel dafa bëgg di si 2025 dëkk yëpp am électricité ndax tey dëkk bu amul courant nag jàpp nga ni dëkk yi gën a ndóoy ca ngay bokk. développement te moom mii mu ngi jàppee noo ngi xaar sax ci weer yi ñëw def benn journée bu mag. invité Demba Bitèye ak son ministre pour won Sénégal ni lii président wax ni dëkk yëpp war nañu am courant mën na nekk ndax Taïba Ndiaye def na ko 6 mandats ku ko def nag c'est normal que dëkk yëpp war a am courant. waaw lu yàgg fi nag moo tax li gën a bëri bu ñu déggee bilan bi dañuy xas seen maire wante nag juróomi mandat yombul ba may ñëw amuñu courant benn dëkk lañu Taïba Ndiaye rek amoon ndox benn dëkk amu foon courant mais nag mandat bu ñëw bu njëkk ndox rek moo nekkoon priorité ensuite électricité donc mandat bu ñëw am na luñ ci def mënu tax am ce résultat là boo gisee ma ni collectivité locale xaw ma état de yàgg fi mooy tax nga am expérience bailleur de fonds yi xam la nga xam fa ngay jaar am partenaire stratégique yoo xam ne ñoo lay dimbali te loolu nag wax dëgg yàlla xam nga jiite naa élus locaux yi ñaar fukki at association des présidents de communauté rurale ensuite union des associations des élus maires yeeg pêcheurs yëpp jiite naa leen lu ëpp ñaar fukki at. moo tax ñu naan la président. exactement. moo tax mais maire laa tey waaye président rek lay dégg. mais quel est le problème lan moo am problème population ba foofu am na ñoo xam duñ fay dañoo lànk ne duñ fay ndox. y a un problème entre les communes ak Aquatec lan mooy lu xew. non xam nga Aquatec histoire la état bi dafa jël décision boo xam ni dafa séddale Sénégal ñeenti concession ñeenti parties. ñun ci région de Thiès ak région Diourbel mu dénk ko Aquatec gestion forage yi gis nañu jafe-jafe yi nga xam ni état bi doon na ko am na comité yoo xëy dem nañu ba mënatu ñoo jënd gasoil léeg-léeg gestion ba du baax ba nit ñi duñu nangoo fay ba bu ñu fayee dañu yaakaar ni xaalis bi kenn do xam fu mu ko jële ñuy woo état panne bu tuuti rek dañuy woo hydraulique pour mu intervenir état di nag li muy continuer jël décision privatisée maanaam jël ay appel d'offre ñu soumissionné Aquatec gagné suñu région Diourbel ak suñu région Thiès. début bi amoon na jafe-jafe man mii ci ñi jëkkoon a lànk Aquatec ci laa bokk. ndax boo leen woowaa duñ la jël bu jëkkoon soo amee panne également boo leen woo duñ leen gis mais Aquatec bu bees bii wuute na ak Aquatec bi jël nañu ay compétences ay ingénieurs compétents. ma waxtaan ak samay comité de forage man ñaari comité la am dans ma commune. waa Taïba Ndiaye bu ñu amee problème bu ñu musa am nag ci courant
ba ma nekkagul politique sax may làmb sama poste jënd pompe man leen kaay man maa leen loolu la ñu dugg Aquatech ndax garantie yi ma am offort am ak Aquatech nii ñu soppee doxalin. nañu jël comité bi dénk ko Aquatech yéen comité bi ko doon liggéey ngeen continuer di liggéey te boobaak léegi rëccuwuñ ko ndax résultat yu ñu gis fu ñu amee problème dans les 24 heures Aquatech dina intervenir. mi ñu nangutoo fay ndox nag. non ñun suñu commune loolu amu fa Taïba Ndiaye moom nit ñëpp a ngi fay ndox ndax comité Taïba Ndiaye dugg nañu Aquatech comité village bi ñoom ñoo amoon ndax it ñoom dañoo amoon ay bénéfice waaye bi yàlla nattoo leen ba ñu am paan ba seen xaalis daanaka bëgg a jeex président bi ñëw na seet si ne ma président day man maa noon déet waaye tey bu ma ne sañan da ngay waxtaan ak waa comité bi ñu dugg Aquatech ndax kat Sénégal nga ñu xaw a sonal ci facture yi te Taïba Ndiaye gi dugg Aquatech jafe-jafe yooyu amatuñ kon yaakaar naa ni ñàkk a xam la mais waaye li ñuy lancé appel mooy nanu dugg li état bi wax te it mi ngi évaluer xool ndax bi mu ñëwee assemblée ministre bi wax nañ ko ni coow li bari na waa Diourbel a ngi jooy waa Thiès a ngi jooy ah fan la problème bi nekk mu jël ay experts dem ci région yi évaluer li nga xam ni Aquatech mi ngi koy liggéey nee na bu ko indee te xam ni li ñuy wax Aquatech mi ngi ci ñoom bu boobaa état dina jël décision mais ni ma gisee nii daal wax dëgg yàlla lii ñu nekk bu ñu ci continuer man gisuma ci ngaañ ci population yi te it ndox bi yokkuwul 250 yi ñu waxoon mètre cube ba léegi ci la ñu nekk te ñun sax ñu defaat beneen effort suñuy forage ak suñu partenaires yu ñu nekkal fexe nañu ba ñu am alimentation solaire su ba jegee ñu utiliser solaire bi su guddee ñu utiliser courant kon am nañu yaakaar ni xëy na balaa yàgg courant bi facture yi dina wàññeeku te bu wàññeekoo Taïba kii Taïba nu mu tudd yaay Taïba Taïba Power Tobène Power ak parc éolien ban njariñ la amal waa waaw loolu histoire la xam nga man li ma jëkk a xalaat moo di maire dafa war a jaay dëkkam fexe ba attirer xëcc ay investisseurs premier jéego bi ñu def booba monsieur Ndaw moo nekkoon directeur général Sénélec ma dem di négocier ak moom pour mu yokkal ma ndax booba Taïba Ndiaye sax amul courant mu ni ma dinaa la dimbali mais président ñun dañu am projet installé wu 5 hectares pour fu ñu ko def ci région de Thiès. D'accord. wax ma itam avantage yi ci nekk ne ma nag Sénélec du fay taxe ndax état la dañoo exonéré waaye nag boo ko fexee ba dugal leen fa ëllëg ñeneen dina ñëw ñoo xëy dañuy fay wax na dëgg ma ni ko nag dinaa la jox 5 hectares sans condition yombal leen ko ba ñu installé Tobène Power ba ñu bëggee ñoom it bëgg 5 hectares ñoom Tobène la ñu bëgg na installé Tobène ci Mewane la bokk. ñëw seet si ma ndax maa jiite woon maire yi ma yebal leen ci boobu ndoom Ousmane Diop moo nekkoon président communal bi Ousmane xelam ñaaw mu ni waaw mais ay lu nekk président communal comme man di ma yebal ñii bu amoon njëriñ du ma ko da leen di ba yebal ci Taïba ñoo daal koy jafeel nag ñooñu ñëw ni ma ah ñun daal li nu maire bi kon président bi wax conditions yi dafa diis ci ñun man ko léegi bu ngeen bëggee Taïba Ndiaye man mën naa leen a xajal ñun ma fii kay baax na fekk na booba Sénélec ñoom it demandé nañ ma juróomi fukki hectare ma affecté leen juróom fukki hectare man leen léegi dem leen Sénélec juróom fukki yi ñu leen jox leen ci 5 hectares suñu leen joxul ma ñëw ma daggal leen ca wet ga heureusement bi ñu demee Sénélec ñu négocier ak Sénélec jox leen 5 hectares ci biir loolu mooy tax Tobène Power ba léegi te njariñ bi nga wax bi nga xam ne ni patente mi ngi am booba ñoom ñu ngi estimer 500 millions seen taxe malheureusement patente bi ñu supprimer ko remplacer ko par la SEL wàññi la suñuy recette ndax daanaka lan doon xalaat ci ñoom 1/3 lan ci jot parc éolien bi moom dafa am histoire ndax ñi nga xam ne nii ñoo ko yëkkati woon promoteur bi mu ñëwee yorul ñaari dërëm su ñëwee sax mënul dem ci àll bi sama oto laa ko doon abal ko sama oto mu dem xool def mesure vent ba naa ñaari at ba ni ma fii Taïba Ndiaye gi baax na ndax ngelaw bi baax na fi waaye nag awma dara il faut que ngeen wóolu ma jox ma suuf ma diggee ak yow nag loo xam ne du deñ bala ma fay teg benn piquet dinaa fay population yi dinaa leen fay lu ëpp sax baromètre ma ñëw wax ak sama njaboot ni leen kat man kii li ma wax gëm dafa ma yóbbu ba France wan ma dëkk ya nga xam ni éolienne leen mu am conviction nag ni ah lii lu wóor la ma wax ak sama ñoñ fu ne dégg ngeen fa coow ci wàllu suuf par 42 hectares lañ leen affecté toog nañu juróomi at ñoom ñu dem de recherche financement juróomi at bi ñu amee financement lan liggéey ak ñoom ñu ngi koy dox
fay nañu paysans yi bu état bi ne benn ñoom ñett li ñu leen fay ña nga xam ni jëlee nañ seen suuf teewul ba léegi ñu ngi koy ndax fi ñuy samp poteau yi rek la ñuy utiliser li ci des yëpp dañuy continuer donc fay nañ leen ñetti yoon te ña ngi continuer bay lépp ci seen i tool. paysan yooyu nga tudd tey am na ñu naan ne fay bi ñu leen fay. am na ñu naan dafa tuuti. am na ñu koy xeeb waa parc éolien déggoo li ma la wax. waaw bu état bi fayoon ne benn fay nañu ñaar ba ñett. waaw te seen suuf li ci ëpp ñoo ngi koy bay. pendant 20 ans dañuy bay seen suuf. ñu fay leen seen indemnité. ñoom it ñu war a fay taxe commune bi. te amul benn nuisance ndax loolu énergie bu set la. du am benn gàllankoor par rapport ak population te parc bi ñu ngi développé tey ay programme yoo xam ni ñoom ñoo indi solaire bi ci ñaari forage yëpp alimenté leen en solaire ñi nga xam ni jëloon nañ seen suuf ñu recruter leen wutal leen espace boo xëy dañ ciy béy noor ak nawet ak rendement yu baax. mais lan ngeen signé ak ñoom ak waa DER parc éolien bi ak DER ak commune bi amu leen benn loolu leen signé pour l'emploi des jeunes ci ñaari weer ci ginnaaw dañu invité DER xam nga DER mooy financé jeunes jigéen ñi ak xale yi DER bi mu ñëwee jël nañ ñaari engagement nee na parc bi wax nañu dugal 1 milliard fii dans les 2 années à venir moom itam nee na ñetti at yi ñëw waa DER daañu investir ci commune Taïba Ndiaye 1 milliard à 2 milliards pour benn gunge béykat yi nga xam ni ci wàllu jumtukaay wàllu engrais wàllu semence waaye déwén def des magasins de stockage ak unité de transformation donc emploi des jeunes yi nga xam ne tey moonu suñu yitteel suñ toogaatee ci maire bi ñaar yoonu mën ci bàyyi xale yi am xëy jigéen ñi am financement. fi mu toll nii xale yi nag ñaari yooyu moo nu tax a bëggaat maire yi ndax waxatuñu ndox waxatuñu courant waxatuñu yoon waaye xam nañu xale yi li ñu bëgg ak jafe-jafe yi ñu nekk. waaw suñu liggéey des na. seen nekkin des na te côté bii nag am nañu yaakaar bu baax ni ñëpp lu ñu am waaye ku ci nangoo liggéey. incha allah di nga am. à part bay jigéenu Taïba Ndiaye ci lan ak lan la ñuy yëngu. jigéen ñi jàmbaar lañu ak lan nga leen di loo xam ne mën nañ cee teg seen loxo. ñi ngay def wuti ay financement def unité de transformation dëkk boo ci dem am na groupement boo xam ne li mu soxla mooy ku gunge rek loolu laa la wax léegi ni la su DER ñëwee jàppale groupement yi jàppale xale yi jàppale les artisans jàppale képp koo xam ne am nga métier képp koo xëy nangu nga dem ci àll bi béy mbaa nga sàmm di nga am loo jàpp. su ma déggee nga ne su ma bëggee toogaat mooy que pour ndaw yi am xëy ak jigéen ñi am dara. kon est-ce que du nit ñi tamit dañuy toog léeg-léeg xëy na maire yi li ñu leen di reproché ci que ne magal nañu dem wala dara mooy que temps bi ñuy toog tamit ba xaar ba xalaat doogay xalaat ne ndaw ñeeg leneen est-ce que du day yàgg. déedéet dadul lii fii weer jël nañu déjà 200 xale yoo xëy dañ leen di yóbbu centre de formation. former leen. delloo si leen ci àll bi gunge leen kenn ku ne wutal la 5 à 10 millions de programme Agri Jeunes du dégg ngeen ko Taïba Ndiaye lañ koy démarré te mois de juillet bii ñëw balaa jeex ñeenti téeméer rek la ñu jël ak juróom fukk ci arrondissement bi te Taïba am na ci téeméer ak juróom-ñeent fukk yoo xam ne ci dëkk ba la ñu dëkk former leen jox leen financement accompagner leen te duñ jam foofu nag lépp lu ñu bay daañ leen wutal contrat de culture fu ñu ko jaayee mbaa unité de transformation ak unité de stockage magasin yu 2000 tonnes pour que ñu bañ am benn xalaat li ñuy tuddee chaîne de valeur innovation la bo maanaam lu bees la loo xam ne dañu bëgg nekk exemple pour l'ensemble du Sénégal te du yem Taïba Ndiaye rek arrondissement Méouane bi yëpp dañu bëgg mu nekk zone test parce que xam naa daañu ci dellusiwaat. wàllu njàng ak wàllu santé bokk na ci luy doxal. waaw loolu ci mandat yu yàgg yi ki la ñu nekkoon am na ñu lycée am ñaar booy wutaat ñetti CM fukki école ak juróom-ñett primaire fanweeri daara ak juróom te yooyu yëpp dañ leen di jàppale ci wàllu salle de classe fourniture scolaire yaakaar naa ne inspecteur nee na ma li Taïba Ndiaye di def ci scolarité gisul maire bu ko def. am na nu ñaari poste santé jëm ñett ak maternité yoo xam ne am na nu ñaari ambulance war a wutaat 3e ambulance am nag projet hôpital boo xam ne nii ce sera pour l'arrondissement. c'est hôpital bu mag de 7 à 8 milliards d'investissement te loolu société yi ñu seqal ICS GSO le parc éolien Tobenpo mais loolu laa la doon xam nga Tobenpo wax na ko parc éolien bi wax na ko mais ICS nga fa ak GCO mais ñaar ñoo gën a ñàkk njariñ ci arrondissement bi xam nga amuñu ci département amuñu benn non xoolal say gaayan lañu maire bu ñëw xaw leen a raay mais il faut ñu wax man Kajoor laa dëkk
mën naa ni doyen Alassane Diallo moo nekk directeur général di suñu xarit Kor Fatima Alassane noonu laa koy tooñee. ICS kese su fekkee woon askan wa nekk foofa. maire yi defe naa ni seen am liggéey dina gën a yomb. GCO tamit su defoon la ko war ci gox boobu ca ñafa ne wax dëgg yàlla seen liggéey dina gën a nooy mais lan lu xew. xam nga voilà li indi jafe-jafe bi mooy société yooyu nga wax di ICS moo fi jiitu c'est depuis les années 60 ak GCO état bi da leen a exonéré maanaam du ñu fay impôt état du ñu fay impôt collectivité ndax recettes yi ñu jëlee ci parc éolien ak Tobène Power Darou Khoudoss amu ko Mboro amu ko ndax société yooyu du ñu fay taxe RSE rek la ñu war a fay te RSE bi ni ñu ko daan fayee ñoo koy fayal seen ñoo ko doon doxale seen bopp lu leen neex à partir de ren nag ministère bi nee na dina encadrer maanaam RSE boobu di responsabilité sociétale d'entreprise xool commune 0,1% lu chiffre d'affaires ICS rek daaw jéeg bi ñu ko calculer war na mat 600 millions par an donc loolu bu dee dugg sax dina nekk njëriñ pour. meewaan est-ce que mi ngi leen dimbali ci emploi yi foofu. bon xam nga emploi yi aussi donte sax dinañ jël waaye li ñu jël ak demande bi tey bu dee téeméer lañ soxla ñoom juróom mbaa fukk lañ ca mën a jël du régler problème bi. léegi yow ak li la yàlla may nga jiite arrondissement maire yeeg yeneen yi ba nekk ba dégg président. waaw jiite leen temps bi nga leen jiite est-ce que nga yaakaar ne loolu tamit du erreur. ndax société bu toll ne ay ICS. yu toll noonu ñu ñëw installé ko ci benn commune wala ci benn gox. wala ci dëkku kaw boo xamante ne yàlla def na seeni moyen bareewul noonu. di leen pëndal di fa tuur seeni toxique di fa tuur seen leneen ak leneen est-ce que ñooñu war nañ leen exonérer ba nga xamante ne nii amuñu dara lu ñuy delloowaat ci dëkk ba te la ñuy génne ci dëkk ba ñu ngi koy jël di ko jaayi. di ko yóbbu feneen bu ñu demee bay jox xale yi dëkk ba liggéey ba gën a ñàkk fayda lañ leen di jox mooy baleeg leneen ak leneen donte y a pas de sot-métier parce que liggéey amul bu bon. defal bu leew rek tey fayeeku mais dafa jaaduwul ñu di ko teg askan wi loolu yéen da ngeen ci war a dox wax. non nun koy ci la ñuy dox ci la ñuy wax noo ngi yaakaar fon yi dajee ak ses directeurs. waaw donte am nañu exonération xel mënul nangu société yu toll noonu. waaw amoon nañu jafe-jafe ICS demoon na ba ñu nar a tëj waaye yàlla def na tey ñi ngi doxal ñi ngi liggéey kon war nañu seetaat seen doxalin yënga ci ginnaaw coow fii aman fële ci Màkka Kër Magay ak Tobène ba am xale ñu ci jàpp sax ñu ni kenn du laal seen tool mais loolu nu mu demee woon ak nu mu mujjee loola ni mu demee mooy xam nga dafa am ñaar ci wàllu suuf domaine national dafa am loolu comme état bi moo ko dénk commune mais état aussi dafa am sañ-sañ def ay convention yoo xam ne da koy affecté ndax itam Sénégal day attirer ay investisseurs exonération yooyu ñu jox ICS ak GCO dafa lënku ci code des investissements bëgg yeneen pays yëpp dañuy xëcc kenn ku gën a am avantage rek yow la fan la ñuy jëm donc avantage yooyu ñu leen jox dëgg la loraange la ci noonu waaye am na lu mu jëriñ état bi ndax am na loo xam ni d'abord état am na fa participation am na ci également lu bëri loo xëy day dugg ci état bi ñoom kay ñoo war a xam ni nag xel tey mënul nangu 2021 ngay gagné milliards te ñi nga dëkkal di ndóol. waaw mais man li ma jaaxal mooy. monsieur le maire GCO. ndax Eva usines yi ne foofu toxique dañoo liggéey loo xam ni suñ kooku yéen a ngi koy wax bi maire Meewaan dikkee. man maa ngi doon woo keroog le ministre bi yore collectivité locale. pour dem fa pour def investigation ci est-ce que maire ay GCO est-ce que amul lu ñuy yëkkati di ko jox maire yooyu te maire yi waxuñu ko. déedéet amul. li ma wax amul. loolu nag tuumal sax dañoo toj nit ñi tuumal. mënu ubbi ab lu toll noonu ci ab gox ba pare du am dara luy jóge ci foofee di dugg ci biir commune bi. xam nga lii indi ak polier population bi. xam nga lii indi jafe-jafe yi. ñoom kon kay nañ fa jóge. déedéet ñoom dañoo jàpp ni ñi ngi seen droit ndax li ñu yor état bi moo leen ko jox. waaw autorisé leen jox leen convention. waaye doyen di nga convenir ak ñun ne contrat moom. dana am jamono boo xam ne mën nañ ko xoolaat saytuwaat ko defaraat loolu man d'accord naa ci mettre ko à jour ndax contrat 20 ans 25 ans jamono waaw kañ ICS contrat bu mel noonu la exactement beneen bi 20 ans 25 ans waaw mooy contrat boo xamante ne mi ngi lor sa askan ndax ay feebarang fay feeñ yoo xam ne xamuñu ko woon te xamuñu ndax ne toxique boobu la wala déet muy ratt ay milliards di ko yóbbu bitim réew
ñoom ñuy gën di duufal seeni poos ñun ñuy gën di ndóol suñu askan di gën di feebar xale yi di gën a xiiboon di gën a lompañ mais ku xamul suur naa dañ naan nikk ca loxo ba wiccax loolu jaaduwul moo tax ma yaakaar ni hôpital bi nu war a tabax wax dëgg yàlla ñoo ci war a jiite ñoom ñoo war a tabax hôpital ndax tey bari na feebar yu bees yu ñu xam amul nag preuve ba ni ci yoon la jóge waaye saxat si bari na fa soj mu tar bari na fa garab yaa ngay dee gàncax gaa ngay dee donc loolu vraiment gëstu la laaj. loolu gëstu la laaj. gëstu la laaj ak xoolaat boobu contrat. ni ma ko waxee convention yi xoolaat bala ñu ko renouveler. exactement ñu xool impact bi. waaw kañ. ndax itam société bu fekkente ni dafay démarrer sax d'accord naa ñu defal ko exonération waaye bu demee ba am 20 ans di am bénéfice. exonération boobu dañ ko war a teg ci. wax naa ministre des finances na évaluer maanaam na xool. coût bi nga xam ni exonération moom la ñu. ndax jar na ko. bu doon investissement la ñu ne la nga ca investiroon yëpp mujj nga ko gagné léegi mën nañu. monsieur le maire. ma dem nga doon député nekk gox boobu nekk ci gox boobu. waaw est-ce que mos nga di nga taxaw assemblée. gaz que le DCO ICS di ngi sonal waa Kajoor. kii laa dëkk ministre bu fa jaar. mais tey waa ICS nga jël ministre des finances. non c'est vrai population bi. waaw man takkuma fa benn ndomal tànk. je suis un citoyen simple lambda mais lii waa population bi. gis nga boo ma déglu assemblée. ministre bu fa jaar wax naa la ko. ni ko daal population yi sonn am nañu ñaari dëkk. tudd gàdd ngomeen tey dañoo gas ba wër leen. wallaay bu ñu la waxee situation yi ñuy dund ndax bu ngelaw amee du ñu am sax fu ñu toggee. waaw tey dañ la war a génne foofu. génne leen doxal leen comme ni def waa Mbaar Ndiaye dañ leen a war a toxal waaw kañ ñu ni nag ñoom itam li ñu laaj fi mu ne dafa cher. 7 milliards 8 milliards dañoo préféré bàyyi leen foofa mais dundatuñu. waaye dara jaru ko ndax ñàkk wér moom kooku masiba la macha allah. nañu Ndoye Bane tey xëyee nga ICS ni ma ko waxee rek. ñu ngi bu baax a baax monsieur Alassane Diallo et toute sa famille moom nag ouvert la soo demee rek mu dékk boo ko dékkee micro dana la tontu macha allah ma daal di dem directement à la régie di wax madame Ndour bonjour salaamaaleykum nga indil ñu élément bi ndax waxtaan wi gën a yaatu. commune Taïba Ndiaye di président parrain de école Minam di président AP école CEM Minam di responsable entrepreneur nekk ci goxu commune Taïba Ndiaye yàlla woon na président ay loo wax dëgg yàlla fa tabarakallah depuis ba mu duggee ci commune bi léegi 30 quelques années ñoo ngi àndi liggéey waaye wax dëgg yàlla zéro fait macha allah liggéey dafa liggéey bu set bu rafet ñun ñëpp ay partenaires bi àndi liggéey guddi ak bëccëg ndax communauté bi fi mu ko fekkan ak fi mu ko indi tey wax dëgg yàlla moom macha allah ndax dëkk bi 100% am nañu courant am nañu ndox am nañu ñetti école élémentaire ci village yi am nañu CEM te ñoo ngi xaal suñu lycée am nañu poste de santé am nañu stade boo xamante ni dina jël 500 places loo xamante ni lépp mi ci commune bi grâce à monsieur Lo am nañu forage boo xamante ni mi ngi peese mi ngi 200 mètres cubes 24 sur 24 mi ngi alimenté 15 villages. kon dëkk bi am na goudron am nañ lampe macha allah xanaa bëgg ndaw yi mais incha allah daal bu dee ci wàllu développement da wax dëgg yàlla ñun dana ñaan yàlla may ko wér goo xamante ni dina mën a àggale mission moom loolu moom am na moom 100% moom yàlla sax amu ko waaye moom wax dëgg yàlla mën naan am na 95% léegi nag dañ koy ñaanal yàlla may ko wér moo xam li mu bëgg ak li mu bëgg ci njaboot gi mais commune bi daal wax dëgg yàlla moom ci wàllu développement moom xëy na des na lu bari nag waaye am na ay avancées par rapport ak yeneen commune wax dëgg yàlla. man la Ngalgou Diop responsable socialiste au niveau de la section de Taïba Ndiaye bon comme on dit ñun élection locale yi on est parti pour soutenir le président Alelo aussi li tax ñu koy soutenir ñun am na fu ñu ko teg parce que ñun comme on l'appelle ici c'est le monsieur 100% ndox 100% courant 100% ci li yoon képp koo am sa commune am na loolu defe naa Sénégal néew na commune bu ñu gis 100% lépp comme ñun bu ñu gisee lépp am 100% mënuñu ko bañ a soutenir donc suñu soutien ci moom foofu lañ ko teg parce que ñun li ñu intéressé mooy ku def développement te moom développement ci la nekk donc on le soutient à 100%. maa ngi tudd Amy Diakhaté dëkk Kër Maale présidente des femmes de Kër Maale ñu fësal yéene jàppale Alilo ndax Alilo jar na ko Alilo defar na marché Alilo defar na stade Alilo defar na école yi Alilo defar nañu ab dispensaire Alilo courant 100% ndox 100% téléphone 100% ñun amuñu ko gën Alilo amuñu ko mën a remplacer Alilo loxoom dafa joti ca kaw lay jëlee indil ñu kon Alilo lu bëgg suba ba ca ngoon ñoo ngi ci Alilo 100%.
remercier la régie ci élément boobu waaye nag alelo 100%. mais 100% tout 100%. téléphone 100%. waaw kon na nga bëgg a wax ne fële ca Taïba Ndiaye lépp ok na. ah déggoo li ma wax ñaaranu dese xëyum xale yi jàppale jigéen ñi. incha allah. marché yee ngi dox. marché yaa ngi dox te noo ngi war a am benn recette yee ngi dugg itam marché national la ñu war a am. boo xam ne nii tam def nañ ci 80 millions. waaw Taïba Ndiaye du ñu woote. waa léegi. ñàkkul ba leen joxe numéro daañu woote. wala pour lan la marché hebdomadaire wala marché hebdomadaire la woon waaye dañu bëgg mu nekk un marché national. waaw c'est que coopération française ñoo ñu jàppale woon def fa 80 millions. magasin yi tabax nañ ko ba pare. Ndoye Bane su ma yóndoo Facebook. nee nañu de macha allah monsieur le maire un maire travailleur. le candidat idéal pour la commune de Taïba. keneen ne je trouve que 33 ans c'est beaucoup. waaw su ma gënee yëndu ca kaw ma jëlaat téléphone ndax gis naa ne téléphone bee ngi sonné. boo gënee yëndu am nañu sànni xeer de. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam na ngeen def. ñu ngi fii ñu ngi sant yàlla bisimilah. alhamdulilah. ma ni. waaw. man compagnie Richard Toll laa nekkoon di liggéey compagnie sucrière. waaw. léegi usine bi waa CSE dañ daan jox mairie Richard Toll 200 millions par mois 200 millions la leen di jox par mois. par an par année la par année. waaw. 200 millions la leen di jox pour aider leen. affaire pollution yeeg yooyu yëpp. waaw loolu c'est une obligation. c'est parce que pollution bi buñ ko réglé wul baaxul ci population bi. loolu dëgg la. dégg ngeen. beneen bi mooy ñoom am nañ ay cadre am nañ ay jeunes cadres yu jàng ñooñu dañ leen war a imposer ñoom ñoo prioritaire. texte yi loolu la ñu wax texte yi ñoo loolu la ñu wax village bi mu nekk ñoom ñoo prioritaire pour embaucher. donc ñoom at année yi ñu fa def yëpp normalement village am nañ ay cadres yi ñoo xam ne jàng nañ école primaire ba dem université ba pare seen étude. ñooñu ñoo prioritaire. dëgg la. loolu nag gis nga Sénégal dañuy font dañoo liggéeyul. ma jox leen exemple man agronome la. ayca. gis ngeen autosuffisance alimentaire bi ñuy wax ceeb. conditions yi ñu koy defee du am jamais xam nga lu tax. li tax. gis nga ceeb boo jëlee benn hectare. Ndoye Bane jël benn hectare pataas yow nga def benn hectare ceeb. en 5 mois bu Ndoye Bane récolté il aura 3 millions bu génnee charge bi yëpp yow muy def ceeb. tu n'auras que 300 000 francs. est-ce que bu beneen yoonee da nga def ceeb yow. déedéet damay defi pataas de. du ma ko defaat defee pataas keneen def pataas keneen surface bi du wàññeeku. bu surface yi. allo. mais. man li ma gis Facebook yëpp bëri na de. waaw am nay xeer am nay kii. am nay xeer sama réalisatrice ak may ree waaw léegi nigal ma faral ko man kay lu tax xeer yi nangu woo koo génne. lépp li mu wax dëgg la nga ne la damaa bañ génne xeer yi. ñii taxaw keneen ku ne am na keneen ku ne non à la 7e naka. mandat waaw candidature la wax sax. keneen nee na dëkk bee ngi étouffé. am na keneen ku wax ne moom daal d'accordul ak monsieur le maire. loolu noonu la ko waxee mais 100% te ñoom ñuy laaj goudron man looloo ma jaaxal tamit. am na keneen ku fi wax nag. kaay Mami Linguère wuy leen. des journalistes corrompus. mu loolu maa ko lire de mi ngi nii. ay ñun la maa ko lire ñun la. réalisatrice bee ngi ree. non ñun lay waxal ñun. man daal naa loolu. monsieur le maire lan ngay wax. am na ñoo xam ne am na ñu d'accord am na ñu d'accord. mais loolu mooy àdduna. ñëpp mënuñoo bokk yenn kaddu. waaye li ci ëpp. lii ma la wax kenn du la ni tegg du ko teggi. ndax ñii nga xam ne ni jox nañu témoin di Secklo di Ami Jaxate ku leen xam ak ngaal gu jóg. ku leen xam gox bi xam nañu bëgg lu ma neex taxul. li ñuy wax waa Taïba yëpp a koy dégg. kenn du la ni amul courant amul yoon amul ndox. amul mais recrutement ba ca mairie ba tamit dégg naa ay dawalkatu saret ay dawalkatu mbaam rek ñoom nga fay recruter. déedéet man côté recrutement moom dama ni yàlla dimbali nañu ndax commune yi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo tolloo man ëpp nañu juróomi yoon la may fay ci salaire. mais li ma wax nii déggoo ñu koy wax ñu naan ñi ngay jël ca mairie ba compétent wuñu. déedéet damaa jëlagu déggoo li ma la wax. man non dama tolloon dama nekkoon commune rurale loolu moom ma mayoon chance. ndax tey li may fay ci salaire maire yi ma tollool gëdd juróomi yoon la ñuy fay loolu. mais est-ce que ñi ngi koy fay est-ce que maanaam li ngay fay salaire dafa néew.
dafa néew par rapport ak li ma waroon a fay. maa ngi tabax nag. kon xanaa moo ay employé foofu. non am na ay employé mais dama bëggoon a limiter maximum charge salariale. déedéet amul loolu mënul nekk. recrutement politique loolu moo xam nga ko. ay oto mbalit ak yooyu am na fa. amagu fa mais dina fa am. ndax noo ngi wax ak noo ngi wax ak waa UCG. tey ba Ndiaye musu fa am. musu fa am mais dina fa am ndax waxtaan nañu UCG tànn na Taïba Ndiaye comme Tivaouane mu nekk relais maanaam ñuy dajale sunu mbalit di ko yóbbu Tivaouane ndax foofu. mu ne xëy na luñ jëm ci élection yi moo tax mu ne dafay indi waa UCG. waaw non loolu daaw ba ren fi mu nekk chaque mois dañuy ñëw ramasser mais loolu doyul noonu dañu bëgg. vraiment mu am non 6e mandat UCG ñëwagu fa ba léegi. non UCG ñu mel na ñetti at ñu fa ñëw. mais amaguñu woon unité de traitement. ma yóndu téléphone bi ba xam kii lan lay wax. amaguñu unité de traitement te loolu lañ bëgg. xaaral ma déglu suñu téléspectateur. salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi bisimilah. maa ngi nuyu di leen ziar. ñu ngi la koy delloo bu baax a baax. waaw man maa ngi dëkk Taïba Ndiaye. waaw nekk cadre. di jàngale université de Cheikh Anta Diop. lan moo xew Taïba Ndiaye. Taïba Ndiaye daal li fa xew mooy. waaw. nu mu tudd. bu ma leen joxee benn misaal. wax ñu dégg. bu ma leen joxee benn misaal. mën nga joxe sa tur. waaw bourse de sécurité familiale yi. waaw. biñ koy am monsieur le président Macky Sall di ko lancé. waaw. Taïba Ndiaye la ko lancé. d'accord. et cela veut tout dire. Taïba Ndiaye fait partie des 8 communes les plus riches du Sénégal. mais boo koy gis l'extrême pauvreté ñëwal Taïba Ndiaye. je pense que nag monsieur le maire déclaration yi muy def il ne s'adresse pas aux populations de Taïba Ndiaye mais plutôt à l'opinion nationale et internationale. mais ñu dëkk Taïba Ndiaye xam nañ pauvreté ba fa am la preuve en est que tout récemment le samedi bi muy def son meeting d'investiture. il a dit en haute et intelligible voix que ni jeunes yi nga xam ñu fi nekk bëgg mairie bi di ñafe pour sensibiliser population pour les éveiller que ni salaire du def campagne. cela veut dire que nee na pour nga dem mën a def campagne il faut disposer de l'argent du contribuable et il faut corrompre cette. alors kii moom xam naa ne. man tur bi sax xaw ma ko Alelo tur bi amu ci solo waaye ku dëkk Taïba Ndiaye la xam dëkk ba. wax na xalaatam lan nga koy non dama lay fàttali xam nga nee na bi ñuy lancé bourse sécurité familiale yi Taïba Ndiaye la ko lancé. te am na lu tax. kon dafa bëgg a junj ni Taïba Ndiaye ci dëkk yi gën a pauvre la ko. wax nga loolu président Macky Sall booba damaa jiite élu la ko. mu woo ma ni ma tànnal fu ñu koy defee. ma xalaat ma ni ko waaw président am nga autorité administrative yow koy tànnal foo ko def rek man en tant que président des élus ñu def ko fa. mu ni ma Taïba Ndiaye laa tànn foofu lañ koy defee. waaye du caagi nag Taïba Ndiaye gën a pauvre ndax dëkk bu pauvre lii ma leen wax. tey ba dafa dëkk tey ba dëkk yoo xam kër yoo xam ay dëkk boo fa demoon néegu ñax ak sàkket doo ko fa gis. kon yow nee nga ñëw nga fa bërki dem. mais dëkk ba mën na ñàkk néegu ñax lépp nekk ay étage lépp nekk lépp mais terewul pauvreté bi nekk ci biir kër yi. déet naka la mën a nekkee ku pauvre doo étage ku pauvre doo étage. demal ci dëkki kaw yi ci àll ba nga gis seen dëkkiwaay yi xam ni bokkul ak dëkkuwaay Taïba Ndiaye. waaw mais dégg na ci 32 ans de pouvoir laa ko mën a waxee. 33 ans waaw liir naa ci benn journal que ni def nga fa 400 milliards d'investissement. absolument mooy investissement yi ma la tudd léegi. mooy ndox Tobène Power. 150 milliards la ñu investir en direct. le parc éolien 200 milliards la ñu investir te ñi nga war a investir yeneen 100 milliards ndax président bu mu ñëwee inauguré daf leen ni dafa bëggaan ngeen yokkaat 50% li ngeen defoon. kon mooy investisseurs yi nga xay dama leen wax ñu toog te waxuma Senelec ndax tey li Senelec di produire ci courant mu daan di bu dee ñett peut-être benn ba genn wàll Taïba Ndiaye lay jaar. très bien. Manantali OMVS li muy dugal Sénégal ci courant foofu la koy dugal. monsieur le maire. jigéen ñi nee na ñu nga wax ci ñoom. ndax bëgg nañu lool ku leen jàppale. sànq yaa ngi wax ne ñaari yëf la dese. muy njàng mi ak jigéen ñi waaye jigéen ñi nee nañu seen situation doy na waar trop. loolu laa la wax léegi bëggoon nañu nga gën leen a jege. loolu laa la wax léegi yow nag nga nekk président wu élus locaux yi. am nañ yaakaar ne. wax nañu seen kàddu kaka war a mën a yóbbu. xanaa du ma liggéey ba yegg si fii def liggéey li ma liggéey di téye sama loxo nee naa la ñaari yooyu ma dese. te ñaar yooyu nag xam naa fa may jaar mooy wàllu jigéen ñi ak wàllu xale yi. ñu am financement xale yi am xëy. te loolu nag am naa ci yaakaar ni la ma ci man ak la ma ci yéene. waaw
keneen mënu ko ci ndax xam naa fañ koy jaare te it maa ngi ci. comme yow yaay président élus locaux yi nga jàpp ne est-ce que élus locaux yi li taxoon ñu fal leen ak li taxoon ñu teg leen fi ndax ñoom ñëpp yow bi nga jàngatee yow mi leen jiite ndax ña nga ca wala dañoo yokk coono. déedéet man xëy na ñëpp nekkuñu ci waaye tey ku gis vraiment maire yi ndax ni changement bu rëy am na ci maire yi ndax satisfaction bi ma jëkk am. man ba may nekk 90 président communauté rurale néew na cadre yoo nekkan tey président communauté rurale ndax loolu la affaire politique rek lañ ko jàppoon. waaye tey commune boo gis te élection yi jëm la jëm. ku amatul benn xam-xam bi. mais duñ la fal parti yi xam nañ ko ndax am na ci liggéey boo xam ni wax dëgg yàlla pour nga mën ko réaliser il faut nga am un certain niveau. du caagee nag jàng rek doyul nag ndax wax naa la Mass Gueye léegi. am na 8 mbaa 9 mandats. Mass Gueye bu Mbayeen mun naa ni mooy le doyen des maires et des PCR. te jàngul mais liggéey askanam ak nangu xeeñ seen moo tax moo ko bàyyi foofu. monsieur Mass Gueye yow Mass Gueye ngay topp noonu. non dama la jox exemple rek ne la Mass Gueye mën naa ni ci doyen yi la bokk. ndax il est à 9 mandats topp ci moom. moom mooy gisuma keneen ku raw man de gisuma xëy na am na nag xëy na am na waaye man de gisuma ko. waaw waaye gëm ngeen ne élection wu ren yi moom gone yi nee nañ. alors ma lii benn commentaire. nee na ma li doyen di wax mooy li doyen mën a wax mooy ne Taïba Ndiaye dafa riche en ressources naturelles waaye nag gis nañ ne. gestion bi moo baaxul ba nga xam ni bokk na ci les zones les plus pauvres nee na kii woote loolu la waroon a wax. am keneen kuy wax ne 200 millions yi ñu wax. lan moo ci sa xalaat yi ñu ne waa CSS dañ koy jox. non loolu nekkul. allo très bien. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa Eva Tra na ngeen def damaa yàgg ci ligne bi de. baal nu ak bisimilah ñu bàyyi la maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp man la madame Mame Fama Diaw Tivaouane. ñu ngi lay nuyu waa dëkk bu tedd ba président Alilo moomu ngeen invité tey. waaw. woo ngeen Garmi woo ngeen Bete Bete woo ngeen ko département Tivaouane yëpp gërëm. tabaarakàlla macha allah. macha allah. Tivaouane de lépp lu ñu soxla suba ba ngoon muy jeunesse Tivaouane beeg képp ku mu mënti doon. bu ci Alilo dugalul loxoom du dem. ba ci bërki démb jeunesse communale Tivaouane bi ñuy ubbi seen première ouverture. waaw président Ale lañ ko parrainé. te pourtant am nañu maire. te bépp service boo xam ne yaa ngi organiser dara fii si Tivaouane. bu ci président Ale loo dugalul loxoom du dem. képp ku fi mës a gagné fii si département Tivaouane mu Abdou Diouf ba fii ñu toog. waaw buñ fi gagné élection grâce à président Ale Lo. d'accord. ndax kii yi du ñu doon mës a ànd. jamono bi ñuy àndee rek mooy élection jot na. xaalis bu dugg na ñëw nañ ànd juboo séddoo xaalis bi dem. bu ko defee yooruwaat am ñu rëccoo ko demaat ci président Alilo mu tibb lu bari jox leen ngi dem campagne. ndax moom góor la Tivaouane daf ko gën a lu nekk département Tivaouane. d'accord. lu nekk lay def macha allah kenn jooyul association femmes yeeg artistes yeeg ñëpp ñu ngi may dégg fii ci Tivaouane. ñëpp gërëm nañu président Alilo sant nañ ko ndax lu ñu sumb bu ci dugalul loxoom du dem moo ñuy jàppale mooy def rek muy zone ci Tivaouane beeg. ci Tivaouane lay wax wala département bi. Tivaouane lay wax comme xam nga man dama ngarale ndax Tivaouane dama nekkoon conseil départemental premier adjoint conseil départemental sama liggéey ci département moom ma ko may te waa Tivaouane ñoo ma ko fal. nga bokk ca kër ga. dama bokk ci kër ga boole ci nag. kër ga non def mu tooñ dama caa bokk. Amin nee na man maay taaw Sénégal yëpp dégg na ko. nu ngi koy ziara bu baax. question bi nga posé léegi. waaw dañuy jaawale GCO moo wax ni. chaque année. dina joxe 200 millions ci RSE. mais nag na mu koy joxe ñun xamuñu ko ndax moo ko joxel boppam dina joxe ay billets Makka dina dimbali groupement yi dina dimbali jàkka yi dina jënd. xaru tabaski mais tegul suñu loxo. GCO day musuñoo tegoo loxo. kan la ko jox ministère bi la koy jox. non dina jox gaa ministère waaye li muy def ci base bi. ñun yëguñu ko dañoo bëgg nag. GCO ngeen war a wax ni ko. maire yee ko war a taaj ni ko ñun joxeloo ñu ne billet Makka. vraiment soxla ñu billet Makka li ñu soxla mooy na jeunes yi liggéey. dëkk bu naat nga defaral ñu ne tey jii GCO c'est hôpital war na defar benn hôpital boo xam ne ci département. am na keneen ku ne ouvré wala tey jii Ousseynou Ndong ubbi nañu antenne bi wallaay waa GCO man je lance un appel
man mi nga xam dama dëkk ci département Tivaouane defuñu département ba dara amuluñu benn njariñ hôpital Maam Abdou nga ne moo gën a feebar ci hôpital yi defal focus ci Ndoye Bane bokk waa hôpital Maam Abdou moo gën a feebar ci hôpital yi ne ci réew mi GCO nga ne nekk ci dëkk ba di ku feebar foofu ci hôpital Maam Abdou ngay def y a trop de problème là-bas te mënoon nit dugal loxoom ku ko joxaloo bie Màkka nga jox ko fukki nit ak juróom nga jëloon xaalis boobu dugal ko ci hôpital ba billaahi ci la ci ngay moo ëpp yool ba ay jox hôpital bie Màkka ñoo xam ne tey suñu añee duñ reer pour lan c'est ça muy ICS muy GCO muy Tobenpo muy ñaca des xaw ma lan ewal yéen ñoo war a jàppale hôpital département hôpital li meex dama ñor xaaral te xam nga li meex man falaa dëkk ki ci ligne bi salaamaaleykum man nii daf may neex après dañ koy cadré waat rek ci yow salaamaaleykum waaleykum salaam bismillah mbokk mi allo mani waaw bismillah allo man maa revenir mani ay ca ñu ngi lay déglu man maa leen doon wax affaire compagnie sucrière waaw loolu amul woo leen lomot ngeen laaj ko ñaata la yokk na sax actuellement yokk na luy lomot moo nekk directeur des ressources humaines de compagnie sucrière woo leen compagnie sucrière ñu paas leen ko ñu wax leen exactement ce qu'il en est donc loolu am na chaque année dañ leen di jox chaque année compagnie sucrière day jox léegi chaque année dañ leen di jox kan la ñuy jox mairie ba lañ koy jox mairie ba j'avais appelé le maire de Richard Toll. Très bien. dégg nañu il paraît que moom la ñu fal temps yi. wax ji leer na sayet amul fuñ ko fal moom li mu wax leer na waaye dañ lay bàyyee kan. am na fuñ ko fal affaire bi nekk sayet. kan ku ñu fal. Louis Lamone maire Richard Toll. am na luñ ko fal temps yi kii waay. très bien ñuy gère avec suuf si fii ci Petite Côte bi. ci Petite Côte à Saly. waaw Côte Saly. waaw ne dama ni hôpital département bu Maam Abdou bi. liir naa fi keneen ku ne bu waa Taïba doyalee nañ ñu ko abal ñun waa Mboro. mbaa du kumbaay bañ Sambaay raf. Taïba doyalee ci président. waaw nañ ñu ko abal. non ñu ngi nuyu maire Mboro ñu ngi nuyu. Moussa Ndiaye wax dëgg yàlla woo naa ko maa ngi ko doon woo pour mu ñëw fii. waaw mais ba léegi maa ngi xaar ko. dana ñëw xaw na jafe. waaw dana ñëw moom Baara Ndiaye yëpp woo naa ko. dégg nga nee na dana ñëw dama ni hôpitalu Maam Abdou bu Tivaouane ba. waaw ku feebar Pire fa nga jëm si. waaw ku feebar Ngaay fa nga jëm si. waaw ku feebar Taïba Ndiaye fa nga jëm si. ku feebar Mboro ba kenn mënul bala ngay egg Thiès fa nga jëm si. hôpital boobu du hôpital bu ndaw. hôpital bu mag la lam fay ñëw ci ay nit dañoo bari. autorités yi war nañ cee taxaw. usine ya fa nga xam ne mooy ICS muy Jogo mooy waa GCO waa Tobenpo ak parc éolien ñooñu li ñuy du lekk ci sunu gox boobu bari na bari waaye boo xam ni su ko nekk ku nekk defoon dara hôpital boobu mën nañ koo defa mu doon hôpital bu toll ni hôpital principal. loolu ñuy d'accord ak yow nag. xam nga mais dañuy seetaan te sunu garab yaa ngay dee te nit ñaa ngay dee foofu néew ma nag usine yaa koy def. méthode ak organisation la laaj. mag lu mu nangu teg ko dagan na. maire yi la. xam nga tamit lan mooy problème bi. lan mooy problème bi. mooy que man soo ma ubbilee sa buntu kër ne ma doxee fi nu mu la neexee damay jàll ca digg lal baak samay tànk yu tilim ne ngalang di xalangu te lu ma fa foree yóbbu sama kër. Wally Seck waxoon na ko du ma la may naada te loo ma may ma yóbbu ko maareen. xam nga mbir mi tamit dañ koy teg ci tegukaay ba mu ne fa dojju toog nit ki yaa koy wan ne ko nii laa mën a àndee ak yow. da ngay liggéey yaa ngi may yàqal parce que li nga may yàqal mooy yaa ngi yàq sama suuf. garab mënatu fa am reboisement moom kenn du ko fa waxtaanee xanaa laa yaakaar. mais dafa am loo xamante ni da nga ko war a teg entreprise bi ñëw di liggéey ci yow. ay indien nekkuñu foofu di fa bay. seen côté yooyu indien yi dañ fay bay. pourtant tey bu ñu ko jëloon jox ko ab sénégalais bu fay bay man samay mag a ngi bay ci côté boobu sa côté Taïba Ndiaye googu. pourtant tey bu fa ay sénégalais ñëwoon di fa bay ñu daal di jël ay wax ak ay coow ak ay leneen ak leneen teg ko ci seen kaw te bu dee indien bi ñu ne patt noppi bu dee ne waa Espagne yi la ñu ne patt noppi muy bay courgette di jël di yóbbu di bay concombre di jël di yóbbu di bay leneen ak leneen di jël di yóbbu bu ñu amee sax seen jiw ak seen leneen foofu lañ koy jëlee indi mais bu fekkee ne nag jël employé la boo xamante ni dañ koy liggéeyloo ba mu dog xam nga dog léegi waa réew mi xamatuñ ko am na ñoo xam ne ñàkk arrêté liggéey leen tee faatu nañu continuer di liggéey rek bis bu ñu arrêté di faatu maanaam dañoo dog dëgg c'est que li ma mi di wax noonu xam naa moom laa lay jox nga yóbbaale ko moom laa ñu tëddee ko comme li xew Ndengaleer soo demee Ndengaleer yaa de am na ay étrangers yu fa nekk yu ñu jox suuf yoo xam ne ñu ngi bay sans problème kenn indiwu leen benn problème il suffit que ñu jël benn ku mel ni waa ji Ngom nu mu tuddati Babacar Ngom jox ko suuf pour mu liggéey sénégalais yi ci boppam ku nekk di ci bari bëgg ko politiquer c'est des politiciens la ñoo nekk derrière di ko sànni xeer di yëngal waa Ndengaleer ak yooyu
te fii nii soo demee Taïba Ndiaye am na fa soo demee Pire am na fa soo demee Ngaye am na fa ay suuf yoo xam ne ça fait plus de 50 ans waa Ndiayeen laaluñu ko mais il suffit ñu jël ko jox ko benn Ndoye Bane waa dëkk ba jóg lu tax ñu ko koy jox mais suñ ko joxoon tey ji benn espagnol kenn du wax soo demee fii ci autoroute à péage bi ay espagnol ak ay français ña nga fa di bay ay maire nekk fa di bay te 8 tomate yu nekk ci jàmm ak salaam mais suñ ko joxoon Evatra tey ji du nelaw loolu noonu nga xam ne tey jii souvent da ngeen ci am problème yu mel noonu maire yu bari am nañ suuf bëgg ko jox ay sénégalais pour ñu bay ko mais dañoo ragal lan mooy loolu mooy sunu problème ñun Sénégal waaw lu tax ñemewu leen ko wax dañoo war a réformer régime bi nga xam ni mooy doxal suuf ndax tey booy jóge fii ba Ndar 80% tool yi kenn béyu da ngay yore àll bu ni tay doo ko béy doo ko joxe te ku fa laal nga ni sama maam maa ngi fàttalu ci gannaaw sunu wóolare Loum ancien premier ministre mu defoon calcul bu tuuti ni na gis ngeen ni ngeen sonne ci taxe rurale Loum Souleymane Loum Amadou Lamine Loum mu def xam nga moom c'est un technicien def calcul bu tuuti ni bu ñu doon fay 2000 francs à l'hectare ñu ni ku yore suuf at mu ne da nga ko fay boo ko fayee ñu nangu ko di ngeen am recette te bu boobaa nit ñi daal di obligé bay suuf si mbaa ñu joxe ko léegi nag dañ koy téye duñ ko joxe duñ ko bay te ku ñëw laal ñu ni sama suufu maam te Sénégal war na mën a bay dunde mun agro business d'accord nañ ci waaye nanu fexe ba nag Sénégalais yi ñu gën leen a yaatal yombal leen ñu am suuf di béy borom kër yi exploitation familiale dàquñu ko waaye borom kër yi li ñu am nañ ko béy te bañ ko jaay ndax suuf boo ko jaayoon 10 millions tam da ngay perte. waxtu bi dab na bi ngay xeex noonu. waaw suñu jëloon suuf si jox ko nit ñi. jeunes yi dinañ toog ca dëkk ba liggéey. mais tey ji ku laal suuf nga ne sama suuf maam la sa maam def fa dara yow defoo fa dara say doom duñ fa def dara kenn du fa def dara. exactement ñu jëlaat ñu kon boog ñu jëlaat ki ci ligne bi mën nañoo dem ba ci kanam allo. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk mi bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw Cheikh Top la mooy wootee Tobène. bëgg na dugg ci émission bi. ñu ngi lay yaa ngi ci biir. waaw ñu ngi nuyu maire Alelo di nuyu Ndoye Bane. waaw di wax rek xanaa di indi ab soññee rek yi jëmale ko ci suñu maire boobu noonu. suñu maire dëkkandoo la sax ndax man maire commune Mewane laa bokk. commune Mewane ak commune Taïba Ndiaye ñoo lëkkaloo. ñoo lëkkaloo waay wax na dëgg. waaw doon àndu rek par rapport ak entreprise yi nga xam ne nii seq nañ ko commune Taïba Ndiaye ak bu Mewane seq nañ ko. muy ICS ak GCO. ci ICS na nga xam ni moom moo ñu gën a jige ay villages yu demee ni Tobène Makka Kër Mëgëy ak village yi yeneen village yoo xamante ni ñu ngi ci alentour yi. remarque bi ñu def rek muy surtout maire bi toog Alelo ginnaaw bu ñu ko nuyoo di wax ni bu ñu sañoon daal muy gën a addu di gën a addu pour askan wi jot li ñuy woowee responsabilité sociétale des entreprises. pour que muy man di dellu ci askan wi ndax li ñu seetlu kat mooy entreprise bu mel ni ICS. installé wu foofu noonu te village yu ko wër mënuñoo gis dara loo xamante ni njariñ lay doon luy jóge ci entreprise bi di dem ci askan wi. loolu mënuñu ko comprendre. dëgg kon te li ñu constaté mooy que monsieur Alelo saa su defee sortie day mel ni kuy jàppal tànk waa ICS duñu ko dégg mukk mu attaqué ICS ci li nga xamante ni war na koo def. mu dugg ci askan wi duñu gis benn yoon wax dëgg yàlla moom muy addu di jëmale ci loolu. te loolu bëggoon nañ nag que Alelo muy gën a gestu askan wi di gën a jàppale askan wi ci côté boobu noonu. mais à chaque fois dañuy seetlu ni moom danaan askan wi li ñu soxla ICS mënu ko ICS mënu ko. loolu nag lu ñu metti la te jàpp nañ ni ICS su demee ba mënatul a dimbali askan wi lay gën mooy mu bàyyi leen. xam nga di mu waxee noonu demeewul noonu ICS nun nekkunu fi nekk seen avocat. dama bëgg population yi xam ni ICS dëgg la li ñu war a def yëpp defuñu ko boo laajee ICS tey dañ ne ni ñoom rek ñooy société boo xam ni lu mat 30 000 personnes ñu ngi leen di ndox gratuitement jëlee ko ci te ndox moom dañ ko soxla waaye loolu dafa néew par rapport ak li ñu war a def wax naa la léegi nii ñoo ngi xaar def benn hôpital niveau 2 ICS da ci war a dugal loxoom. emploi yi. dañuy jooy ni dañuy am emploi yoo xam ne dañ koy jëlee ca Indien yi di leen indi te Sénégal yi mën nañ ko loolu tam jaaduwul
noo ngi sàkku dajeeg directeur bi ñeenti maire yi nga xëy noo seq arrondissement bi dajeeg ICS dajeeg GCO ni leen nag lii mënul continuer. daje bi est-ce que yeexul tamit. non xanaa dajewaat lii ma la wax kuréel gu bees la ñu soog a sas ne ku kenn ku ne demal sa bopp ko doon wax keroog. kenn ku nekk day demal sa bopp du ci sotti ñu ñeenti maire yi nag bu ñu àndee ak suñu sous-préfet maa ngi koy nuyu di ko sant ndax liggéey bi ñoo ko bokk moo fa toogal administration nu ñu toogal fi askan bi bu ñu toogee ak ñoom wax ak ñun ni leen RSE bi daal dañu bëgg léegi at mu nekk nu xam nu mu toll li ngeen fi ngeen koy dugal itam nu waxtaane ko ba ëllëg nu mën ko layal waaye joxe naa 500 millions jox naa 600 millions te xamuñu foo koy dugal. ak koo koy jox. ak koo koy jox ñoom dañ naan la joxe naa xamul koo koy jox. exactement ñeenti maire yooyu nga wax ne ñoo seq arrondissement bi. waaw ngeen doon ñaan ñu toog waxtaan ci mbirum ICS. ak incha allah on va dañ ko def waaye bu weesee loolu ndax di ngeen dee gisee pour que liggéey bi jëm kanam parce que yéen ñëpp yéen a bokk. benn bokk kuréel gi te yàlla def nag vraiment nu jubóo. ñeenti maire yàlla Mboro mooy Mboro. Meewaan Moussa Ndiaye. Meewaan ak. Baara Ndiaye Magor Kane. waaw ca Darou Khoudoss. d'accord ak Alilo. di ngeen dee daje. Tivaouane ak Pire lu tax bokkuñu ci. non dañ ko tàmbali ci arrondissement bi. loolu mooy ñeenti maire yi seq arrondissement bi. dégg naa mais lu ëllëg dañu bëgg yóbbu ko ci département bi yóbbu ko ci région bi. man ma jiite Ndomor sama dëkk la bokk. Ndomor Taïba Ndiaye matul ñaari kilomètre. man maa ngi doon laaj ndax di ngeen dee daje. dañuy déggoo li ma la wax dañoo créé kuréel bu di dajee di weccee weer wii chaque mois dañuy daje weer wi passé daje nañu Taïba Ndiaye. waaw waxtaan am programme bi ma la wax jël ñeenti téeméeri xale di leen former. commune bu ne da nga yónni ñii téeméer ñii juróom fukk. ñu former leen Mboro yóbbu leen nag ñu tas leen ci ñeenti commune. soo leen folwaatul nag. fii ñetti weer day tas de. non mais. ko leen di ngeen falu nag non ay maire ñeenti maire la. waaw maire yi fi nekk ëllëg. yéen lii de fi dese bëri déedéet maire yi bu ñu ñëwee ba gis lu ñu def. waaw mais administration continuité la. te muy dëgg suñu gisee ni baax na yaakaar da ngeen di gagné nii. mais yaakaar naa ko kay. kon mais maire même kon bu mu gagnéwul sax. bu liggéey bi rafetee maire bu fi ñëw da koy continuer. dëgg te am naa yaakaar mais ne mon père wóolu na boppam de. élection compétition la te ñun dañoo jóg bu yàgg. élection compétition ban départ yàgg na de. am na ñuy soog a départ. ñun départ nañu bu yàgg. xam nañu fi ñu jëm itam. kattan ngeen te itam nit ñi defuñu. mango ban gis-gis nga am ci xale yi nga xam ne ñu ngi bëgg dugg ci langue. non c'est normal jaadu na xam nga man bu njëkk daaw ma xëccoo mais commune bi fi mu yëg si moo tax ki naan Taïba dafa ndóol bu njëkkan amul man xëccoo Taïba Ndiaye 80% lan daa am local am na ay temps man may làmb sama poste di financer commune bi booba kenn du ko xëccoo tey jii nag gis nañu. ba laax ba tàngee. ba laax ba tàngee. man rek may dugal sama loxo tey nag neex naa xëccoo. kon laax bi léegi soos la de kon sa loxo. neex sa naa loxo xëccoo daal soos de monsieur le maire sa loxo muy dégg de waaye candidat yu bari mosuñu ko am ñaari candidat rek lañ jàpp. mais monsieur le maire am 9. tey ñu am 9 sax man yéen a ma ko wax. man ñeent laa xam. dégg naa 9 nga wax. man ñeent laa xam dina yokk sax. ku mu neex bëgg loolu la jaar na. li ngeen ñu bàyyi la kàddu rek ñeneen ñi ngi laaj ñoom itam lan la ñu am. te xam naa ne état civil moom jarul ñu la koy laaj ndax xanaa wax dëgg yàlla war nga cee def lu am solo. gis nga état civil moo tax ma rafetlu lii président de la république jël ni dina fay chef de village yi borom dëkk yi 50 000 francs à partir de juillet. dossier boobu depuis 2010 man maa ko yore woon ba du temps de Abdoulaye Wade fàttaliku ngeen bañ tàmbali woon ko ñu arrêté ko. 2012 ma dem seeti président Macky Sall mu ni ma président li nga wax d'accord naa daañu ko delloo si waat 2019. budget ministère intérieur collectivité locale def nañ ci 6 milliards pour les chefs de village am na ñu ni nag élection yi tax Macky Sall def ko mais déedéet ñaari at a ngi nii boobaa léegi mu wax ko waaye bii yoon nag nee na à partir de mois de juillet waaye foofu am nañ fi jafe-jafe. ndax chef de village yu bari amuñu këyit nekk nañ chef de village rek waaye amuñu këyit ba leen di tax ñu mën a bénéficier ndax jafe-jafe yi certificat de nationalité bi ñu leen di laaj. te xam nga li ëpp ci chef de village mag moom lay doon. ay màggat lañu 80 ans et quelques te dañ leen di laaj ñu indi kayitu juddu seen bàyyi dee na mosut am kayitu juddu. du ñu am certificat de nationalité du ñu am benn reconnaissance bu leen di permettre tey jii rek wax naa ak ministre de la justice man ko monsieur le ministre dimbali ñu xoolaat texte yooyu certificat de nationalité bi buñ ko woyeefalul nañ ko def carte d'identité nationale. chef de village bu ne war nga ko am. mais buñ ko wooyee falul bari na chef de village yooyu te dama bëgg nag. sama genre gi toog bañ leen wut le certificat de nationalité sénégalaise bu ñu sàgganoon tuuti bàyyi. procédure dafa jafe surtout ci mag mu am 80 ans. waaw te dama bëgg nag chef de village yooyu bu ñu leen joxee indemnité bi ñu yokk joxaat leen leneen sax. waaye état civil bi wax nga ko nañuy déclarer xale yi ku dee ñu déclarer. mariage bu am ñu déclarer. am fa kayit yomb na mu nekk une responsabilité.
ñun amuñu problème non dama dégg Taïba Ndiaye état civil ba kañe yi. dëgg loolu nekkul. kañe yi lekkuñu wet. genn wàll déggoo li ba tabax nañu bâtiment bu bees pour. waaw 80 millions. informatisé nga ko informatisé ñun ñoo jëkk am état bi état civil bi mu def Taïba Ndiaye la ko jëkk a essayé. donc amuñu problème boobu. dafa am maire yoo xam ne kañe yi dañoo lekk. waaw mais kon dafa mel ne dañ laa defal bakkar feggu ndaxte kon xanaa lu président def rek Taïba Ndiaye la koy njëkk a def. non mais loolu déggoo li ma wax man damaa jiite élu loolu pendant des années lu ñuy def nag yaakaar ni mën na dina réussir ñu neñ ko defee Taïba Ndiaye loolu moo indi ba muy lancé bourse de sécurité yi mu dinaa ko defee Taïba Ndiaye ndax xam naa dina réussir ba Taïba Ndiaye ngi gis seen bopp bu baax. pardon bourse yi ba Taïba Ndiaye ngi gis bourse ñi ngi jot bu baax dañu ñaan mu yokku kay ñun dañu xalaat sax ci at yi ñëw di état bi def ñëw dimbali ko yokkal ko. waaw normalement yéen war bu ngeen ci dugalee seen loxo ak relation yi daal yëpp lañu xalaat. monsieur le maire ban jot lay am ba dugg Taïba Ndiaye ndax diggante assemblée ak ay yëngu-yëngu assemblée man weekend yëpp maa ngi Taïba Ndiaye. mais ñoom dafa am lu ñu fi doon wax de. nee nañu am nañu ñoo ko wax nag. ay maire yoo xam ne weekend ba weekend la ñuy dem ca gox bi ñu ne. non xam nga il faut savoir délégué. man sama administration du taxaw. très bien ndax da ngay am. savoir délégué salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi bisimilah yaa ngi woote émission wareef. waaw alhamdulilah c'est Amadou Ndiaye la Taïba Ndiaye. Ndiaye bisimilah. Amadou Ndiaye. mooy rakk chef de village. waaw allo. ma ni Amadou Ndiaye la Taïba Ndiaye. comme li président wax di rakk ci chef de village bi. ñu ngi lay déglu Ndiaye Amadou. waaw ma lay xamal ne la loolu ñuy wax ni le président Alilo mooy président Alilo 100%. waaw c'est la réalité ici à Taïba man enseignant la ci Taïba Ndiaye. waaw. mais même école bii ñu nekk école primaire bi. waaw ça fait des années même. fourniture. je peux dire que ni kenn pratiquement du ko jënd. lii ma lay wax it mën nga ko vérifier te lépp président Alilo moom moo koy def. mais yow yaay rakku chef de village bi. ma rakkam laa waaw. chef de village bi du candidat. dégg naa ñu ne candidat la. ñoo bokk benn bàyyi candidat la. koo faral entre sa mag ak président. président laa faral parce que man damay sukkandiku ci ci. xanaa xamul chef de village sama rakk la. chef de village sama rakk la. waaye dëkk boobu neex na. maa ko jàppale ba mu doon nekk chef de village. waaw candidature ma dama koy dégg rek ndax man di waxaguma ko. daf ma ni bis boo ko décidé candidat la de day dem ak yow de. du nga koy def ci suuf waaye waxuma ko de. te dégg naa ko du ko ndaw nag. non mu déggoo li ma la wax. dégg naa mbëru maa ko jàppale ba mu toog chef de village bés bu bëggee nekk maire nag dina bàyyi chef de village ndax mënu nekk chef de village di nekk maire. amul kimil boobu du Taïba Ndiaye la dëkk. du yéen Taïba Ndiaye am ngeen mbër du Modou Lo Taïba Ndiaye la dëkk. déedéet Magor daaru la nekk Daaru Xudus. mooy maire Daaru Xudus Magor kan. non Modou Lo la Modou Lo sama doom la. sama doomu mag la. sama doomu mag booy campagne woo ko mu ñëw. booy campagne mu ñëw. est-ce que du Modou Lo la ñuy woteel. am na ñoo xëy sax Modou Lo la ñuy woteel bu Modou Lo day ñëw bu yee ñëw suñu meeting dañuy bàyyi ba mu war a jeex ndax bu ñëwee rek meeting ba tas. ñëpp moom la ñuy fàq dem ci Modou Lo. non loolu est-ce que du Modou Lo su laajoon maire bi kon doo nooy def. dina xam day bari. dégg naa ni cim xelam nag. déedéet Modou moom ñi ma wula kooku baayam. Modou am na kilifa Modou am na kilifa. mi ngi cim xelam de. xale boo amee kilifa. politique amul yooyu de. bañ a am. ba léegi nag c'est des valeurs. am na valeurs yoo xam ni ñun duñ ko café. Modou Lo am na kilifa. dégg naa candidat la ca mairie ba nag. déedéet loolu moom mën naa la ko weddi léegi Modou Lo tant que bàyyam di dund. di bëgg. mais ñu ñëw ci sport bi est-ce que yaa ngi jox subvention ASC yi. culture bi foofu noonu li ñuy def ci sport mun na ni gisuma xëy na am na de. mais boo laajee ASC yi fa nekk seen champion at mu nekk minimum daal leen jox juróomi million. ñu organise championnat coupe du maire. équiper leen ñoom ñëpp maillot ballon stade bi. wax nañ leen léegi 8 villages seen stade pare na bu Taïba Ndiaye moo jëkk a pare sauf les gradins te gradins yi AGETIP ñoo ko war a defar bëgg naa ren bu fekkee AGETIP defaru ko maire bi dina ko defar. incha allah soo fa demoon tey sur fond propre. sur fond propre ñoom ñoo depuis ñaari at ñoo lancé appel d'offre malheureusement amuñu xaalis. kon Malick Gueye. suma xarit la nag. waaye mais moom defar na ay kii yu bari de. non defar na yu bari waaye ligne ba bu ko defar daal amul xaalis. du ma ko noppee soññ nag waaye ren bu ko defarul maire bi dana ko defar. très bien. incha allah. ok d'accord. monsieur le maire. Taïba Ndiaye ñii ni ma la ko waxee sànq ñii nee nañu baax na ñii nee nañu des na. mais loolu àddina du jeex non développement du jeex lan nga leen di wax. gis nga développement du jeex keroog nga gëj a def saa boo defee rek am na leneen lu lay xaar du jeex dem ba ñu nit doy na dara amatul déedéet
wante lii ma la wax kenn du la woo ne la bilan bii ma la wax amul. est-ce que femmes yi ak am nañ accès ci terre yi ndax mbayum légume ji am na fa doole. xam nga loolu nag mooy gàllankoor bu rëy ndax nitu kaw li ci ëpp jigéen ñi dañ leen di jox tuuti ab tookóor rek la ab tookóor lañ leen di jox suuf ba gën a nooy gannaaw kër suuf ba gën a nooy te du yaatu jigéen ñi itam nag maa ngi nuyu Adja Safi Gala ci seen mentalité ci seen mentalité du ñu xëccoo suuf man ay jigéen seet si na ma jëkkëram gaañu man ko jëlal suuf si def ko ci sa tur ndax yoon may na la ko ni góor mën a amee suuf noonu la ko jigéen mën a amee mu dem ñëwaat ni ma président nee ñu jigéen bu amee suuf du gudd fan. jigéen su amee. suuf. du gudd fan. dañuy wax rek. mu ni ma def ko ci turu ndiyaayam. waaw yow Sénégal gi lu ci bari dañ ciy nax jigéen ñi rek. mais exactement gis nga ay ku daanu sa ndey la ba ma ak yow jaar wax yooyu. gis nga parité bi ku fi daanu yaa daaneel sa bopp de. parité bi bañ koy voté à l'Assemblée nationale man maa nekkoon président de la commission des lois. contre ma loi sur la parité. mais dama xamoon ni teel na ndax préparé wu ñu jigéen ñi. lan ngay wooyee teel na préparé. non bañ koy voté dama seeti le président Ablaye Wade man ko président man sur le principe d'accord naa ne jigéen ñi dañ leen war a jox seen place wante il faut ñu préparer leen. ndax conseil yi ci parti politique yi la ñuy jaar. te boo koy seet parti politique yëpp responsable yëpp ay góor lañu ki nga xëy nag amul benn responsabilité politique soo xëy def ko conseillère mais rôle ba mu war a jouer du ko jouer te bu ñuy defar liste yi man fekk naa depuis. nekk naa responsable coordination depuis pendant 20 ans danaa jox ma benn dossier jigéen rek du ñu xool compétence ba comme obligatoire la jox ma benn dossier jigéen loolu nag du tax mu ne ko président mu ne ko dañuy def quota suñu defee quota 30% dana leen intéressé ñu koy def 30 40 ba 50 président bi ne xëy na wax nga dëgg waaye nag man sama kaddu raw na ma te damay politique. waaye ci yoon dëkk bu bëgg a jëm vers le développement parité mënu ko tere dem. non baax na je pense que ni baax na waaye nag il faut que. benn jigéen ñi gën a préparé wu pour jël ses responsabilités. au plan politique lii ma la wax ba xool leen. parti politique moo ne jigéen ñi jàmbaar lañu. mais dafa des. Eva est-ce que dégg nga li mu wax. dégg naa la suuf sa jëkkër gaañu ñu war laa jox suuf. loolu croyance la nga naan sama bopp jigéen kooku lu ñu ko gëmloo la. lu ñu ko gëmloo la moo tax ci waxtaan damay dégg bu ñu dee traité yenn thèmes yi nga xam ne dafa dugg ci biir kër. Mami Linguère danay taxawal waxtaan bi ne yëgu leen lu xew bërëb sàngam. yëgu leen lu xew loolu ay croyance. waaye xam nga àdduna juróom-ñaar li may wax président dina ko dëggal. àdduna juróom-ñaar ñun jigéenu Kajoor ak jigéenu Bawal lañ ci gën a noot. ak njàmbur mooy que waaw ba tey benn bi la rek da ngay continuer rek waaw dañuy wan ne da nga war a topp ci sa ginnaaw borom kër fekk sa mag ju góor a ngi dund waroo bëgg dara sa alal da nga ko war a bàyyi ak sa mag moo la war a yor te sa mag dafa war a taxaw pour fonder famille wam moom tamit te yow am na leneen lu la war parce que c'est pas parce que jigéen ñëpp a nekk ci sëy di sëy mais li nga wax la ngëm-ngëm la yoo xamante ne dañ koy dugal ci suñu bopp yi exactement mi ngi wax sànq lu am solo xam nga loolu tooñe naa la ko fi benn jour ngay retaan naan Mami Linguère yaa neex man la maire yi ñu duyoon ci kaar yi doon leen yóbbu assemblée ba ñuy tàccu parité dañoo mujj naan karité man leen di woo leen ko nag bu ngeen paree naa dëkk leen parce que xamuñu sax liñ leen woowee ak liñ leen di roñee lan la dañ leen a fekk ñuy nelaw ñu jox leen xattum ak 1000 francs c'est-à-dire dañu war a génnee jigéen ñi ci xattum ak 1000 francs ak kaay yendu tàccul ma ba ngoon jot nga débouillé lu la yóbbu Mami kenn du leen fa génne ñoom ñoo fay génne seen bopp tey ni nga ma téye Diop xam nga nan la ni nga ma téye maa ko téye sama bopp nga téye mag gis nga Eva toog naa fi ba marche ba amee ma ne la man Diop ku ma seen nga jëlug laxasaay jox sa jabar mu takk ci ndiggam ma ñëw takk sama ndigg topp ci ginnaaw d'accord waaye ku ma seenul nga génne sa jabar du ma ca topp kaay respecté ma kenn du ko wax yaay respecté sa bopp ñu absolument loolu nag liggéey la laaj waaye nag yéen itam comme yow da ngaa yàgg ci mbir mi macha allah ma lay laaj ndax pare nga pour gunge jigéen pour ëllëg bi ki si biir mu toog tey ba njaay mais loolu man d'accord non pare loolu pare nañ ci waaye nag monsieur le maire dégg na li nga wax dégg naa la bu baax waaye il faut que jigéen ñi jël seen place ndax dañ naan du ñu xëccoo góor dañ naan jigéen ñi dañ naan du ñu xëccoo góor ñi jeex na xam nga loolu boo ko dugalee sa bopp gëm ko da ngay toog ci ginnaaw rek waaw xam nga bu ñu demee ba gëm loo ñu ne amu leen sax droit toog ci plateau télé wax parce que jigéen kàddoom warta jóg ca kaw mais jigéen bu fekkente ne boppam a gën a duy bu góor ba koppa ca nekk jigéen ja du toog loolu nag liggéey la laaj waa léegi nu mbayum dër mi est-ce que yaa ci jàppale jigéen déggoo li ma wax si ñetti weer dama leen di invité ngeen ñëw tey ba budget bi si ñetti weer dama leen di invité ngeen ñëw tey ba Ndiaye ba laaj lu garaaw de budget ba parce que ca déglu ma 6 mandats papa nag ba mu toogee ba tey ma ñëw rek 6 mandats la def ba bëgg 7e
sunu maam bu góor di sa waajuru góor ba mu lay jox yëf yi ñaata nga fekkoon ca kees ga ak foo yóbbu kees ga fi mu ne nii man ba ma ñëw commune rurale bi budget ñeenti millions la am te milliard wala million budget ñeenti millions en 90 d'accord te mocce bi mun daan man maa daan lamb sama poche dugal ko ci ensuite ñu ni bala nga am fond de concours da nga joxe boo amee 100% taxe rurale waaw am 3 millions waaw ma ni kon naa def pexe fay leen ñëpp commune bi ma fay leen taxe rurale pour ñu ma am 3 millions booba leen du commencé ak 8 9 millions. jamono boobu assurance muy année 90 95 non ba ma nekkee assurance. boobu laa leen daan fayal. 90 nag bi ma jëlee maire bi. laa ni il faut que mu changer. dëgg la naka la ñuy def ba xëcc ay investisseurs ñu installé wu ci suñu commune. dafa yàgg yoon wi nag moo yàgg. moo tax man la benn mandat mënu ci sottal parc éolien bi ma leen wax. am na juróom-ñaari at bañ ko tàmbalee dox ak fu muy sotti. bokk na ci juróom-ñaari at xam nga bu doon benn mandat du sotti. te su dul man du taxaw. mais sunu gox galgal gu administration def ma seeti président de la république. seeti ministère des finances ba société bi taxaw. nee nañu bokk na ci gën a mag de ci Afrique de l'Ouest. mais ci gën a mag ci Afrique de l'Ouest kooku c'est une fierté pour le Sénégal. mais sunu gox yee am na ci maire yoo xam ni am na ci askan wi ñoo xam ni duñ fay juuti. duñ fay est-ce que sa kii bi bokk gis nga xam nga xam nga nag Sénégal li ko tardé loolu ci la ndax dañuy laaj seen i devoir seen i droit mais li ci ëpp duñu def seen i devoir ñiy fay taxe bu njëkkan taxe rurale mais pour nga fay ko man dama li ma ci daan dépensé ci carburant baa nga dem ci kër gi mu ni demal ci maire président communal moo may fayal moo tax sonna duñ ci tey yi nekk nañu commune mais taxe bi gën a ndaw nit ñi duñ ko fay moo tax pexe yu ñu am ba xëcc entreprise yi ñuy fay seen i taxe mënu tax a àgg ci kon askan wi ci boppam ñoom amul dara benn dërëm buy jóge ci ñoom di dem ci gafa amul daan dégguma la nga ni ko fu mu fan la yóbbu budget bi de tey noo ngi ci près de 900 millions te incha allah bu nu yàlla bàyyee ba parc éolien bi ndax parc bi dugalagul 1 franc éolien ñoom à partir de ren daaw dañu am exonération ndax Covid bi mais à partir de 2021 dañuy fay seen taxe non seulement dañuy fay seen taxe mais li ñu waxaan ak ñoom dañuy signer convention dañuy créer benn fondation boo xëy pendant 20 ans fondation boobu dina dugal au minimum 500 millions ci commune xam nga loolu c'est intérêt loolu. est-ce que looloo tax nga nekkaat candidat. 500 millions non loolu nag war naa ko suivre. 500 millions parce que xam nga loolu man du ma fi toogaat 20 ans. waaye loolu ñu wax ak ñoom. da ngay bañ 500 millions mu tegg ci loxoy gone daal. non mën naa nekk ci loxoy gone sax waaye buñ ko saytuwul. non 500 millions ci loxoy gone bari na buñ ko saytuwul mën naa am du dugg. wóorul de te loola nag mën naa xam fa may jaar. mais gone yi léegi ay cadre la ñu doon xale yi jàng nañu. ràññee nañu ñun daal dañ leen di gunge rek dañ leen di xàllal yor ndax lii nu yor doon ñaan yàlla ëllëg ci seen loxo lay mujj waaye nag li may wax rek bu ñu ko xayli. man li may wax bokk sa naa réel. waxtu waaw gone yi ay cadre lañu affaire maire du loolu de affaire maire mooy lan la. waaye dama bëgg a wax foofu ne former leen dana yomb. gis nga parce que maire yi sax li ma laaj keroog. am na lu ma fi am na lu ma fi laaj. lii c'est des ingénieurs. ma ñëw koo ci jox maire bi. ak volonté bi mu am. dafa am lu ma fi laaj keroog. nga dikk rek ñu ne maire nga dem toog doyul. nga xam lu teg si wax doyul. faaw ñu tàggat nit ki. teg ko ni ko nekk maire nii la. gunge ko ak ay mesures d'accompagnement. le professeur Niambay yaa ko fi indi maa ngi lay sant di la gërëm yow mi ko fi indi ba ma xam. man yi ma la mën a indil. Niambay rectifier ko yi ma la mën a indil dafa bare. waaw Niambay daal yi nga indi yëpp Niambay ci gën parce que tey jii dama ne affaire bi cadre am na solo. mais tamit juddoo ci dëkk ba yaroo ci dëkk ba. xam dëkk ba bëgg dëkk ba avant ñu lay fal maire. dafa am solo. jariñ dëkk ba. waaye tey ji takk fii jabar nekk fii su waa maire ba pour ñu. dem ba retraité ñibbi naan fal dem ba retraité ñëw naan man maa nekkoon banque sangam. moo ci bari nag nekkoon cadre ministère nangam yooyu waxuñu ko de. looloo ci bari nag ab dëkk soo fa nekkee dañ naan ana yaam ñu ni ma nga nee ana baayam ñu ni ma nga nee ana doom ñu ni ma nga nee. exactement ana néegam nga ubbi dugg. dëgg la ab dëkk soo fa dëkkee nekk cadre da ngay xam ne soo ñëwee da nga fay ma am foofa naan waaye naan cadre laa ci dëkk ndengeleer wala cadre laa ca ginnaaw kuréeg joor dinaa dégg léeg-léeg ndaw si toog nii à côté naan am na ñoo xam ne bu ñu nelawee rek lañ leen fay yóbbu c'est ça te jàkk bi xamul bu ñu faatoo bu ñu leen di yóbbu man de waxuma dara maa ko yeggale am na ñoo xam ne bu ñu faatoo bu ñu leen di yóbbu population bi waaw léegi day fii si pono bi toj ñuy laaj oto bi lu tax doo dem mu ne parce que kii waa dëkk ba xamuñu ko dëkk ba xamu ko sama baay ba Amadou Bator Diop keroog bañ koy robi xam nga ne keroog yàlla xam na ko wallaay ku baax macha Allah ku baax lii yëpp nag ci plateau Wareef
nee naa la chance bi ngeen am matoo ñoom Fatou Dieng amuñu ko. ñun bu ñu toogee fii daanaka fii penc la boo xam ne danoo waxtaan. ñeneen nag dañuy cadré seen c'est des journalistes. occasion la nag Adja. waaw kañ ma remercier Mon Ndiaye Kemas. monsieur énergie laa ko tuddee monsieur énergie exactement. waaw waa Taïba ngi may déglu. waaw waxuma Taïba rek waaye waa département Tivaouane ñëpp a ngi may déglu. bari na tey dëkk yoo xam ne nii leer na am nañu courant ginnaaw yàlla moom yemul Taïba Ndiaye rek de suma 100% bi loxo bi ci biir. te dëkk Taïba nag Taïba jabaral ko lu ne. politique boolewuñu bokk nañu bokk gaa waaye xam ne la ma ci war moo ko ca war. loolu laa koy félicité. bëgg nag exemple cadre yëpp mel ci moom. ëllëg lii nu yor ñu teg ko seen loxo mu wóor ni dara du ci yàqu. est-ce que du moom ngay formé nii. ci la bokk. ci la bokk. ah jàpp naa mon père de. mais ci la bokk. oui monsieur Énergie nii c'est le futur maire. c'est possible. pourquoi c'est le futur maire de. soo nga waajal sa bopp. Bon Ndiaye takka sa digg rek. alors tata yéene nañ ko lu ne. jërëjëf tata Mia Ndour dina am ci kanam tuuti lu mu ñu dugalal concernant enfants soleil yi. parce que dañu bëgg ñu sponsoriser sunu doom yooyu. ndax dama koy wax toujours ci plateau bi. dafa am xale yoo xam ne dañuy judd yàlla dogal ñu doon autiste wala ñu nekk ay trisomique wala yeneen ak yeneen di leen dal macha allah muy bànneex ndax yàllaay dogal waaye bu ñu leen jëlee en charge mu gën a baax da ngeen leen di dimbali ci seen wàllu avenir ay parrain la ñuy ut ñu bëgg nag monsieur le mi toog monsieur le maire mu parrainel ñu sunu benn xale. loolu moom bëgg nañ ko oui d'accord très bien d'accord nga. nag ma wax les modalités. ndeysaan d'accord nañ ci incha allah ndax man xale yi. jërëjëf président Youssou sax mi ngi ñuy dégg moom tam dinañ ko seet si concernant les enfants seuls. Talla Sylla dafay jël waaw. El Hadj Alassane Diallo dafay jël. maître Malick Sall évidemment. voilà suñu wayjur la dañ koy jox. amul benn problème di nga ma wutal kenn très bien kor Billy Amadou Ba itam daf ciy jël benn xale bu ko defee. très bien merci. ñu bàyyi la kilifa gi nga tàggatoo. ginnaaw bu ñu leen santé vraiment ñoo ngi jégalu xëy na plateau bi xaw nañ ci géej. waaye nag maa ngi seen disposition sans bu ngeen yaakaaree ni rek. jaadu na waaye nag fi ñetti weer. dama leen di invité Taïba Ndiaye. du ngeen yem biir Taïba Ndiaye rek da ngeen di wër ci dëkk yi xool li ma leen wax ci dëkkuwaay yi ba xam Taïba Ndiaye gën a ndóol ci dëkk yi yam déet benn programme agricole yi ma leen wax. ngeen ñëw xool résultat ba fa am ndax dañu bëgg ëllëg ku bay am 30-40 tonnes à l'hectare. loolu itam ngeen gisal ko seen bopp. infrastructure yi ma leen wax. également ngeen teg seen bopp xam ni monsieur 100% bi ñuy wax c'est une réalité. fekk itam li ma leen wax ci wàllu jigéen ñi ak wàllu xale yi ngeen teg ci seen bët que ni lépp sottiwul de waaye am na luñ ci tàmbali. woowaat nag waa Taïba surtout les cadres nañ ñëw ñu liggéey dëkk bi ñoo ko bokk. tànnal nañu suñu loxo ñëpp. politique dëgg la waaye nag nan seet lan mooy intérêt Taïba. ndax lii nu yor ëllëg ci seen loxo lañ koy teg waaye buñ ko foqar ni buñ ko xay li day yàqu. dëgg la du dëgg kon tàllal nañ suñu loxo ñëpp képp ku bu fa bëgg koo xam ni commune bi yitteel na nañu ñëw ñu ànd équipe waxtaan. ñu former leen ëllëg lépp ñu teg ko ci seen loxo. waaye xiiroo xëccoog wax. wax yu ñaaw loolu dafa rafetul. yor maire ne yomb na. mën na nekk. maire yomb na. mais mënut a yomb ndax ñu te askan wi yëpp jël seen yaakaar teg la. mais loolu ku yaakaar ni dafa yomb yombul. nooyul de. ndimbalu yàlla ak ñaanu wayjur nag ndax ñun li du tax a ñeme. wóor nañu suñu wayjur gërëm nañu. ok loolu moo ñu tax a ñeme fu ñu jublu rek wóor nañu suñu sëriñ ñaanal nañu suñu wayjur ñaanal nañu. gërëm nañu boole ci. yal na yàlla dolli barke ci sunuy mbir. amiin ajaratu Linguère. wallaay xanaa am mbégte bu baax toog ak président Alelo di bàyyi wax dëgg yàlla am itam. ñu amoon mbégte daan ko séen ci yeneen ak yeneen waaye tey bu ñu toogee ak moom dañ ci am mbégte rawatina ci nag mu boot dëkk boo xamante ne dañu faa am ay mbokk yu fa nekk muy waa Ndomor Diop di leen nuyu bu baax a baax waa kër tonton Malick Diop ndax yar dafa am solo ñoom may mun a Diop wallaay ñoom may mun a Diop ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax a baax waaye delluwaat nag di amaan mbégte ci maire Talla Sylla mi fi toog démb ndaxte Eva nit ndeke mën nga ko séen sax doo ko xam mais bu ngeen toogee ba waxtaan bu ngeen jokk jolantee rek di nga xam nit ki kan la te loolu dafa am solo ci bu baax a baax a baax di santaat di ndobaan ñu ne bul génn gum Kajoor nga continuer ba Cilmaxa wax dëgg yàlla am yóbbante la Aïdara Sylla nag sama mbokk nga waaye gars yi ne nañ maire fantôme nga par un an lañ lay gis te loolu jaaduwul ndax Cilmaxa la fa xew bari na la fa metti bari na lool man mi di wax ak yow bu ma la ko waxee war nga koo gëm ndax Cilmaxa laa dëkk lan bokk bari na waaye du tee nag ma jotli la ko ndax maire fantôme neexul ci benn dëkk jërëjëf
ma nekk candidat fa la ca Cilmaxa ki jaar ci yére bi mooy comme ay dara neexul song dinaa ko song nag ndax kaay ci Cilmaxa laa dëkk te waa kër Baye Abdourahmane damay jàppale ki jaar ci yére bi comme j'aime couture la Mbène Diatta Seck mën ngeen ko woo ci 77 512 39 25 77 512 39 25 ki jaar ci jekk-jekkal loxo yeeg tànk yeeg yëpp mooy Amina Mbacke woo leen ko ci 77 879 90 50 899 879 90 50 woo leen ko ci mu defaral leen ci xeetu baax baax yi Papa Alé yàlla na sa jàmm yàgg. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf Lo kontaan nañu lool macha allah sant ak ngërëm di nuyu maire yi fi jot a jaar yëpp ak ñi fi waaj a jaar ndax dañu yombalal sunu liggéey lii rek la ñu soxla. Ndoye Bane très à côté des maires. suba maire Ngor mooy ñëw. fii nii fii de laa bëgg dëkk sax man. moom ci boppam moom incha allah moom mooy ñëw. très bien le jeudi le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé. moom mooy ñëw. tëj semaine bi ba semaine ba prochaine ñu indiwaate leen yeneen i maire. ma ngoog comme da ngeen maa yónni yàkkamti ma foofu rek lay génn merci beaucoup monsieur le maire président Alé. foofu rek ngay génn waaw di sant bu baax. tubaab daal dem na France. waaw c'est ça. tubaab dem na France daal la yaa am na kawas. macha allah xam nga dañ maa fal ci kër gi te yëngoo ko. le président directeur général dafa ma jox benn ndombal tànk mais ndombal tànk dañu bu ko waxagum. ndombal tànk lu mag ñëpp am problème directeur yi ci kër gi am nañ problème. ak bari directeur yi ci kër gi. nommé nañ ma. yow dañ laa nommé. mais waaw mais décret bi dañuy bu mu génn ko. waaw kon c'est wareef ki gañ rek xam nga bu nu nommé ku nekk wareef moom c'est wareef ki gañ macha allah kon boo nommé nañu Ndoye Bane nee na bu ko kenn waxagum waaye mu mel ni daal wax na ko fu mu ne nii li ñu ko nommé nag moom xam naa ne ñun ñëpp ca la ñuy bokk macha allah. ni ma ko waxee sànq rek donateurs yi nañu bàyyi xel bu baax a baax ña ñu war a jàppale ndax yàllaa leen jox ba nga xam ne bu ñu ko joxee duñ ko yëg kon nañu jàppale xale yi bu baax a baax ñii nag mooy xale yi nga xam ne bu ngeen leen jàppale nekk seen parrain di ngeen defar seen avenir te la ñu laaj barewul mu mel ni suba incha allah daañu leen ko indil teg ko ci kanamu écran bi ngeen mën a xam li ngeen leen mën a jàppale loolu waa Enfant Soleil doomi Ndoye Bane yooyu ñoo bëgg daal ku leen jàppale ñu ngi nuyu bu baax a baax docteur Fatou Wade di nuyu yaayu Astou macha allah soxna Adama Ndaw di nuyu bu baax a baax professeur su ci parrain yi la bokk moom itam professeur Gaye waaye Massamba Gueye ci sunu parrain yi la bokk ñu ngi leen di remercier président Youssou Ndour ne xam nañ ne bu ñu ne toog ci buntam daf ñuy tijji loolu wóor nañu déjà ñu ngi ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp incha allahu taala yombal liggéey bi ci biir kër gi jëm kanam na ma ko waxee rek ak yeneen bërëb yépp macha allah Mia Ndour merci à toi à toute la régie may remercier nag May Boutique ndax moom solal chemise u tàngaay bi ndax bu ma demee ba mel ni ñoom mami damaa bëgg rek di solu taille fine ma nga nekk ci 77 547 24 26 May Boutique 77 547 24 26 keneen ku may remercier mooy sama coiffeuse joignable au 77 648 50 16 yal nañu yàlla may dégg ak topp sàmmal ñu sunuy wayjur ak kilifa yi ne ci réew mi wasalaam ba suba ak cofeel gudul jeex